dellusiwaat nañu ci kattanu borom bi mbokki téléspectateurs yi fas yéene ànd ak yéen ni ñu koy defee tous les soirs ci seen magazine Grand Soir nag xam ngeen ni saa su nekk dañu ci amal ay plateau tey nag comme tous les vendredis dañuy daal di ànd ak Awa Diop Ndiaye ak ganam waaye dinañu ànd ak oustaz Souleymane Diaw muy ànd ci Sanjoogu également ak ganam Ajaratu Awa ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ajaratu Betty Mboub Diouf di nuyu Sanjoogu Mbeng Mbaxaan suñu gan ak oustaz Souleymane waaye di nuyu itam ki nga xamante ne moom moo di. non mais vraiment tamit bëgg nga defante bëgg nga fitna. yow kay nuyul rek ngeen nuyul rek di nuyu Mout Bane sama invité bi. non tey dama kontaan ndax benn gan nga am. looloo ma ci bëgg moom. oustaz Souleymane mii gan la. yow daal tey benn gan nga am waaw booy nuyu nga nuyu sa bàyyi ganu jàmbur. waaw non mais vraiment ça c'est n'importe quoi comme ni ñu ko waxee rek tey actualité en général actualité semaine bi yëpp la ñuy ramasser. ànd ceeg Mout Bane di suñu naataango. itam xam-xama màcc si lépp loo xamante ne rek day aju ci wàllu actualité bi muy nekk journaliste d'investigation. ñu faral waxtaanee point yu bëri yoo xamante ne soxal na actualité ay bés bi bokk na ci wàllu justice bokk na ci ndono parti socialiste bokk na ci itam wàllu santé li ñu naan évacuation sanitaire yi lan moo ko sabab ci biir réew mi naam déglu nañu ministre de la santé li mu ci wax mais yooyu yëpp dinañ ci xuus ak moom ci fànn boobu ak li nga xamante ne yëpp moom moo aaju ci wàllu douane beeg transitaire yi d'accord kon nag mi ngi noonu ñu jàll ci Alaaji Sanjoogu Mbeng ak benn invité saa maa ngi leen nuyu. jërëjëf coalition contre ça maa ngi leen di nuyu ngeen nekk ca bopp ba bétti loolu nekk loo xamante ni bii lu doy waar la di wax ni maa ngi nuyu sama gan Mbaaxaan Gomis mi nga xamante ni bii maa ko fi indi ak sama gan oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu nag Mout Bane ci sama mbaaxaay moo tax mu nuyu ko waaye indiwuma ko fi ki nga xamante ni kii mooy Awa ñu ngi koy nuyu di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni bii ñu ngi teewlu émission bi nga xamante ni bii moom mooy macha allah le Grand Soir di wax ni mbaaxaan nag dinañ waxtaan ak moom lépp loo xamante ni bii rek jëm na ci wàllu oto yeeg li nga xamante ni bii fan yi ñu génn nee nañ plus de 45% oto yi daw visite technique amuñu ko ñu gis ni oto président lakk nañ man jàpp naa sax oto président est-ce que amoon na visite technique loolu yëpp war nañ ko càmbar ak ki nga xamante ni mooy mbaaxaan parce que moom nag day yëngu ci oto yi amul visite technique sax ca la ne moom ca dëkk boobu fa la mbaaxaan mii ne donc loolu dinañ ci waxtaan ak ñëw ak oustaz aussi ci actualité jamono ji li nga xamante ni bii gis nañ ko ci wàll wi nga xamante ni moom la ñuy wax boroom ñaari tur yeeg boroom ñetti tur yeeg yu mel noonu yooyu yëpp oustaz danañ ci waxtaan ak moom insha allah ci émission bi nga xam ne moom la ñuy wax le Grand Soir kon daal loolu mooy li nga xam ne noonu la yëf yi tëddee fii insha allah rabbi dana neex dana saf-saf ay waleen bétti lee nga yango kon nag léeg-léeg on la Awa dama lay daal di bàyyi nga démarrer ak sa premier gan boo paree jàll ci deuxième bi mais ñu bàyyi la nga dalal sa gan ñu commencé dugg ci waxtaan wi premier gan après ban deuxième gan ngay jàll yéen nag quand même ban deuxième gan ngay jàll yow ba naan deuxième bi yow tey moom figuration nga fiy def toog jërëjëf dana la yar voilà mi ngi joxe ay directives naan ay 15 minutes waaye dinañ xam fan lañu jëm comme niñ ko waxee ci ndorteel bi Betty dañuy tàmbalee ci li nga xamante ne moom moo sabab sax ñuy wax évacuation sanitaire yi mooy dafa am ay kilifa yoo xamante ne dañ fee dëddu ci bu yàggul ñu delluwaat yeesala suñu njaal si seeni njaboot muy président Ousmane Tanor Dieng ak ki nga xamante ne moo di Ahmed Amar ñuy ñaan suufu Daaru Salaam ba mu tëdd tey jii sedd ci kawam doon noflaayam waa kër Cheikh Anta Borom Gaawaan yëpp teeru ko ci àjjana yi Firdawsi Tanor Dieng itam ñu koy jaal njabootam yëpp rawatina ta Aram Diouf di soxnaam ak njaboot gi yëpp waaye ci point boobu nag moom moo waral ñuy wax wàllu évacuation sanitaire ndax gis nañu fii benn ku feebar dinañ la yóbbu fi nga xamante ne moom moo di biti réew ci borom barke yi waaw ci borom barke yi ndax fukki million mooy ndorteel li pour mën faa dem faju ji kon mu doon loo xamante ne day wane ne suñu réew ndax plateau technique yi relevé na ndax li ñu war a def ci wàllu wér-gu-yaram am na fi naam joxi ngi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram dafa weddi li ni mel ne naam sàkkuteef la rek ku ko mën rek dem defi ko waaye plateau technique am na fi mu ci fànn boobu itam gis nañu structure sanitaire yi ni nga xamante ne noonu lay doxee wàllu politique sanitaire ci biir réew mi la ñuy tàmbali di wax sax ndax am na fi. waaw d'abord maa ngi lay remercier Awa Diop di remercier Sa Ndiogou ak invité mi di remercier également Betty di remercier également toute l'équipe de Walfadjri di nuyu Sénégalais yi ñuy suivre yëpp. waaw moi je pense que niveau qualité technique plateau technique bu Sénégal toujours dafa mus a nekk débat ndaxte c'est vrai Sénégal moom
faju feebar fi faju fi dafa xaw a jafe te moi je pense que depuis toujours depuis Senghor depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba léegi nii nit ñi dañoo wax ne Sénégal est-ce que effectivement am nañ politique sanitaire du rek construire ay bâtiment ndax bâtiment boo construire benn édifice pour def ko hôpital wala district sanitaire quel que soit son niveau investissement bi li ñuy def sur le plan physique je pense que équipement bi dafa war a ànd équipement bi tam li ciy bokk mooy formation médecins yi nga xam te ni ñoo war a jël en charge les médecins loolu problème la à tous les niveaux mais bugguma tamit ñu lié ko ak ñi nga xamante ni dañu nekk ay mag dañu dem par exemple Europe décédé fa moi je pense que Ousmane Tanor Dieng avant muy dem Europe di faju ji fii la fajoo avant muy dem Europe di faju ji fajoo na fii Dakar ku mel ni Cheikh Béthio Thioune nga xam ne dafa génn àdduna Bordeaux du mënuñu ko wax ni nit ku yor alalu réew mi la wala borom barke la bu comme te autorité la bam te dafa am moyen moo tax mu dem faju ji fële am na yeneen sénégalais yoo xamante ni jotuñu dara ak état feebar lañu dem Europe faju fa yàlla def ñu wér yàlla ñi itam yàlla def ñu yàlla moom leen foofu ku nekk loolu lépp problème moyen la effectivement France boo demee sur le plan médical sur le plan seen niveau mu ëpp foofu suñu niveau ce n'est même pas comparable même Maroc gi sax pour certaines maladies nit ñi dañuy préférer dem Maroc faju fa que nekk fii que faju fii Sénégal parce que dañu am ay problèmes dans les hôpitaux dans le système sanitaire du Sénégal de manière générale et c'est à tous les niveaux. tey ci fànn boobu xam nga dañ doon wax wàllu politique sanitaire dañ doon wax des hommes qu'il faut à la place qu'il faut ndax yaakaar nga ne tey ñi nga xamante ne ñoom ñoo diriger boobu ba léegi les ministères de la santé fii ci biir réew mi doof nañu li nga xamante ne moom la ñu wax ndax suñu toogee naan Sénégal on a eu que 2 meilleurs ministres de la santé yoo xamante ne dañu amoon prévision dans le temps moo doon Mamadou ndem si yàlla si le maire de Dakar Mamadou Diop ak ki nga xamante ne moom moo doon Ousmane Ngom les acteurs de la santé koo ci waxtaana dañ la naan c'était les 2 meilleurs ministres de la santé tey où se situe le problème moi je pense que problème bi mooy politique dañu amul politique sanitaire gis nga tey jii ni ñu investissement doy dégg toujours ñuy wax nit ñi di wax ni du ñu mettre l'accent toujours bu ñuy def voter budget ministère de la santé nit ñi en général du am sax débat parce que tu as l'impression que même la presse joxul importance santé ni mu ko war a joxe moo tax j'ai tout l'habitude de dire que gis nga réew bu ñu bëggee réew mi dox il faut que ñu investir ci éducation bu nit ñi jàngee ñu former ay médecins yu baax former ay agriculteurs yu baax former ay informaticiens yu baax loolu lépp c'est problème mu investissement la te loolu tam problème volonté politique la ndax nos hommes politiques en général xaalis bi ñuy def ci ay processus électoral xaalis bi ñuy def ci ay carte d'identité wala ay urne wala seet nu ñu leen fale pour ñu mën a renouveler seen mandat ñu réélire leen fekkee président la wala ñu jox leen ay ndomba daang bu fekkee ay député la wala ay maire xaalis bi ñu ciy investir duñ ko investir ci biir santé bi hôpital boo dem hôpital boo dem du moins dans ce pays là da nga fay fekk ay problème il faut da ngay dem yow da ngay yóbbu sa malade nga dem toog déjà da nga ñëw fekk non seulement déjà niñ lay accueillir rek sur le plan psychologiquement rek tu es abattu parce que am ñoo nga xamante ni mënuñu toppatoo nit boo ñëwee médicaments yi cher na les médecins beaucoup de médecins ne sont pas bien formés tey ji boo xoolee hôpital CTO bi da nga fay dem mais booy wax do ki ngay jàkkaarloo doo ko mën a gis ndax ay yoo te naka nga mën a yore ay nit médecins ay malades yu tëdd yooyu di leen sonal parce que tout simplement am na benn bassin de rétention bu ñu def ci ginnaaw hôpital bi bassin yooyu fay yendu yëpp ci guddi gi ci biir chambre lay fanaan da ngay gis ay erreur médicale da ngay gis sama benn grand am na diabète ñëw jóge këram solo ba rafet tàggu def jëndal mburu ay doomam ñu ndekki mu xëy dem hôpital tëdd gars yi xamuñu woon ne diabète il est diabétique xaw ma luñ ko piqûre mu décédé sur le champ am na benn hôpital bu nekk fii côté HLM fii mais nit da ngay dégg nit ñi di ko wax hôpital HLM bi les gens dañuy critiquer mais nit ñi foofu mais dañuy jékki-jékki rek et puis dañuy dee comme ça aussi facilement parce que y a trop d'erreurs médicales plateau technique bi baaxul amul élevé wul les médecins pour la plupart ne sont pas formés des fois ay stagiaires ñooy jël les médecins en main les malades en main des stagiaires yooyu c'est un problème boo nga xamante ni franchement c'est délicat c'est un problème dañ naan c'est une équation nationale en tout cas c'est un problème vraiment qui touche toute la République tout le pays et je pense que les autorités aujourd'hui war nañ jël loolu en charge en main parce que toujours booy xool les hommes politiques da nga gis le débat li ñuy waxee ci processus électoral bi ci pétrole bi balaa nga naan naam ne fa tu es en train de tout ce débat ba mu jëlee leen marche mais kenn ñoom
jërlu ko marche bu fekkee gis nañ hôpital am na benn hôpital bu am problème wala gis nañ ay erreur médicale wala ñëw nañ fii fekk ay médicaments perte ñàkk fa wala parce que benn médecin incompétent la ci intervention nit génn na ci àdduna jaralu leen jóg li leen jaral jóg daal les hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition mooy affaire processus électoral affaire pétrole bu nga xamante ni tey jii excès gul ñu indi ci coolu nga xamante ni am na yeneen yu mbir yu gën a jàmp yoo xamante ni ñu ngi ci réew mi te kenn waxu ci mais Moutbane même mbiru pétrole boobu buñ ko résoudre je pense que problème yi nga yim yëpp problème xaalis la tout à fait te pétrole bi alal la surtout fois que ñu lijjanti problème pétrole bi mën nañu lijjanti problème yooyu donc est-ce que nekkul ni pétrole bi kon mooy priorité ñu lijjanti ko. non moi je vois pas de problème. ah pas de problème pétrole bi man à mon niveau gisuma ci problème parce que man ci ñi njëkk a wax ci problème pétrole bi ci laa bokk. Sénégal waaw ci ñi dikk entendre man maa nekk deuxième personne bu waa dikk entendre ci affaire pétrole bi. bi ma génnee la presse ñu may woo man j'ai pas voulu m'en parler parce que BBC li ñu wax. man bi ma gisee reportage BBC man jànguma ci dara amul dara lu ma BBC jàngal par rapport ak man li ma ci xamoon avant donc problème yi ñoom dañu bëgg a créer problème pour problème amagul xaalis bi ñuy wax ci problème pétrole bi actuellement pétrole bi commencé guñ ko jaay 2022 lay commencé génn donc xaalis bu ci war a génn pour ñu dugal ko ci système sanitaire bi wala système éducatif bi mu war a mun a jur jara egguñ foofu actuellement instant T bi ñu toll moo di les gens ñi ngi dugal seen xaalis bi état bi inchallah ça a toujours existé ñi ngi dugal xaalis foo nga xamante ni tey jii buñ ko orienté woon ci biir système sanitaire bi dina gën a jur dara te aujourd'hui boo xoolee tout le débat on a l'impression que du ci système sanitaire bi rek même boo xoolee dans le secteur de l'éducation nationale on a les problèmes dans le secteur de la justice on a des problèmes c'est au niveau national et ça touche tous les secteurs en tout cas de la vie nationale. mais tey jii ñi ngi annoncé ay construction ay hôpitaux mais est-ce que ça va régler le problème déjà l'existant am na lu ci bëri yoo xamante ne day sooxee est-ce que construire de nouvelles structures sanitaires va régler le problème. moi je pense que nit ñi war nañ xool ba nit sénégalais bu ne foo dëkk que ça soit mu nekk village wala mu nekk soit un village wala arrondissement wala commune wala département wala région bu ci ne war nañ fu yóbbu benn hôpital wala benn district sanitaire ba nga xamante ni waa village bu leen dara méttee dinañ mën a am le plus benn structure sanitaire bu jege bu leen mën a faj donc tabax bi baax na fu école nekk fu école primaire am fu ne ci Sénégal hôpital war na am ci wet gi ndax njàng ak faju ñoo war a ànd mënuma comprendre nga tey jii Abdoulaye il a bien fait Abdoulaye créé na ay collèges au niveau des départements créé na ay écoles dans tous les petits villages bu gën a ndaw dans le Sénégal tabax na fa école mais pour man école bu ne dañ ko war a dendale ak hôpital boo xam te ni nit ñi boo mënee jàng boo feebaree mën a faju te faj gi mën a yomb ndax médicaments yi cher na mais aussi et c'est très important ñi ñuy faj ñu mën a am niveau ñu mën leen mën a former te génne les stagiaires dans les hôpitaux. mais est-ce que loolu ñoom bàyyi nañ ci xel parce que man dama gis ni ñi feebar ñëpp ñoom nguur gi borom barke bu feebar bitim réew nga jëm. est-ce que tamit non mais xam nga feebar mën ko demoo bitim réew toog fii dafay mel ni da ngay en fait da ngay xaru. waaw mais yàlla moo yor bakkan. waaw mais tamit ku ko mën def ko parce que saa njóogu mais yow tey ji boo toogee sa kër nga ni woy ñu ni woy saa njóogu miche wi lay reere pourquoi muy reere miche wi saa njóogu am na lu mu jënd miche wi est-ce que ki xam te ne amul njëgu miche wi toog sa wetu kër dafa war a wax ni woy saa njóogu borom barke la lu tax muy reere miche wi non c'est que waxuma loolu de c'est que comme tey ñun tey ji bu fekkente ni bi dañ ne ñoom lañ jox pour ñu jiite réew mi ñi ñu jox pour ñu jiite réew mi ñoom ñoo war a équiper hôpital yi ba nga xamante ni bii sénégalais yi bu ñu feebaree dem fa seen xel dal te ñoom ñooñu daanaka jàpp naa ne defuñu loolu parce que ku ci soj sax daw ne bitim réew laa mën a faj joon donc. non man je pense est-ce que bu ñu xoolee quand même li récent mooy génnu Cheikh Béthio yorul nguur gi génnu Cheikh Ahmed Amar bi génnu àddunaam gi yorul réew mi ki fi nekkoon te autorité te mu yor réew mi génn àdduna bokkal ci réew mi Ousmane Tanor Dieng la te Ousmane Tanor Dieng war na mën a am lu mu fajoo mais lan ngay bëgg nit ñi am luñ fajoo toog fii kon fajkat amu fi quoi non fii mais fii c'est-à-dire xam nga fee la gën a élevé non fii dalul xel xam nga on a des médecins on a de bons médecins mais quand même sunu médecins yi ci bëri France la leen fajoo lañ leen formé du moins boo mënee dem am les moyens pour dem France faj ji c'est beaucoup sax France sur le plan éducatif ñooñu ëpp moyen sur le plan santé ñooñu ëpp moyen sur le plan militaire sur le plan dans tous les secteurs France moo ñu parce que la France c'est un pays développé si tu as les moyens d'aller en France pour faju da nga dem wax ji moo di fii dalu seen xel
waaw mais Maroc ba tey bokkul Sénégal. Maroc a ngi nii. mais Maroc bokkul Sénégal. bokkul mais c'est que dama bëgg a wax ne comme li Maroc def est-ce que ñun tamit waruñu mën a góorgóorlu pour toll foofu. xam nga lan mooy wax ji. góom soo bëggee mu wér da nga ciy def alcool. yaakaar naa ne tey marocain yi Sadio di wax. Université Cheikh Anta Diop bi lañ leen di formé voilà faculté de médecine bi lañ leen formé te instant bi soo demee au Maroc Tunisie seen plateau technique moo gën a élevé que plateau technique bu Sénégal Mauritanie tey jii ils ont fait l'effort da nga daan dem dans nos hôpitaux mauritaniens yi nga daan fekk ñu ñëw di faju si léegi ñu ci bëri seen dëkk la ñuy yem parce que soo xoolee concernant le cancer tey jii ñoom li ñu am foofu ak li ñu am pour def dialyse foofu ñun amaguñu loolu àggaguñu niveau boobu te pourtant ñoom fii lañ doon rootee de ce fait comme am daraja dem dëgg la mais dafa fekk ne dalul seen xel ne su daloon seen xel ñu laaj leen ci seen réew lu toll yow wax na ko sax li nga expliqué sànq parce que tabax kii ba pare te équipé woo ko defoo ci li ci war donc loolu mooy mbir mi mais tabax bi dafa war a ànd ak équipement ak formation mais je pense que ñun on a de bons médecins quand même moi je pense ñaata la ñu occupé ci budget bu Sénégal santé bon j'ai pas le chiffre exact du budget ministère de la santé mais boo xoolee tey jii mais ministère de la santé même doo ci gis sax débat doo gis sax nit ñi di assemblée nationale ñi def débat autour de la santé au Sénégal doo ko gis xam nga lan laa mënul comprendre xam nga jàngalekat yi boo waxee ñu ne éducation am nañu 40 xaw ma lan pour cent ci budget bi tey waaw du temps de Wade léegi ci Macky xaw ma ñaata la mais lan laa mënul comprendre wax nga ko sànq ci à l'entame de tes propos nee nga du borom barke rek moo mën a dem wala dara mais beti mënul feebar dem buñ ko dimbalewul wala keneen ak keneen toujours ñi ñuy dégg mooy les gens du gouvernement ñi nga xamante ni ay milliardaires lañ leen tuddee wala ay millionnaires affaires yooyu ñooñu ñoo mën a dem mais accessibilité bi man mu ci biir village yi ñu doon wax sànq ak ci yeneen ak yeneen sànq rek sama benn copine mi ngi may expliquer mu ne moom bi muy accoucher li ma wax sax xaw ma nu mu tudd neen daal bi mu accoucher ba pare dafa elle a perdu beaucoup de sang nee na médecin bi ci boppam dañu ko bu fekkoon village nga nekk dee nga muy loo xamante ni c'est des manquements yoo xamante ni gouvernement bi aussi war na ci mën a jël ay mesures selon yow nan la ñu war a mën a organiser woo ba saafaraal loolu muy accessibilité bi muy ñi nga xamante ni également ñi ngi ci biir hôpitaux yi mais ay erreurs médicales da nga koy dégg leneen ak leneen da nga koy dégg tout le temps bien que nag mbir boo ci nekkee yaa ci def erreur ku ci ko pratiqué wul doo ci def erreur mais y a des choses yoo xamante ni mën nañ ko dindi éradiquer une bonne fois pour toutes. Bon, je pense que erreur médicale moom fépp la am. waaw mook erreur judiciaire ak. erreur ci nit day def erreur ci liggéeyam mais ñi nga xamante ni tey ñoo seex réew mi. dañu war a xam ni mbiru faj wér-gu-yaram moom dafa capital nit feebar faju loolu dafa bokk ci ay droits humains muy droit à l'éducation droit à la santé droit loolu dafa bokk ci nga xam te ni ci yelleefu doomu aadama la donc sunu autorités yi sénégalais yi dañu war ñoom tam bu nit di laaj réew mi nga fal ko rek parce que looloo ma neex même ñun journalistes yi bu nit ñi dem élection boo posé fii benn candidat à la présidence boo ko tegee fii doo ko laaj sax ci santé tout le monde est responsable finalement les électeurs qui élisent ñii fal ki ñuy fal ak ñun ñi nga xamante ni bu ñu amee ak occasion jàkkaarloog Macky wala jàkkaarloog Idriss Seck war koo laaj ne ko yow da nga bëgg a laaj réew mi ci wàllu éducation ci wàllu santé lan ngay def doo dégg question boobu mukk et c'est à tous les niveaux tous les journalistes du Sénégal ils n'en parlent pas loolu wax moom lu wér la loolu journalistes yi leen intéressé mooy li ñëw mooy diw ak diw diw nee na la nii leen intéressé finalement laxisme boobu topp journalistes yi topp électeurs yi Sénégalais yi amul kenn ku ci voté mais Mourbane est-ce que yéen tamit loolu amu leen ci responsabilité parce que yéen en tant que journaliste yu mag parce que booy boo leen déggee tamit ñuy wër di laaj buñ ñëw di laaj Mourbane awa nee na la nii awa Mourbane nee na la nii lu tax lii ak lii ak lii loolu rek la ñuy laaj. non gis nga situation dëkk bi. la presse est responsable. voilà am ngeen ci da ngay informer da ngay sensibiliser. mais aussi da ngay former. ñun dañoo bokk ci formation ni ñu formation population yi presse daf ci bokk. mais tey jii génnal ci mbedd mi amul kenn ko votel Madické nga ne ko yow yaa votel Madické ñaa mu ne waaw mu nga ne ko programme Madické lan la wax ci santé amul. ñi votel Macky mënuñu la wax ne Macky lii la wax ci santé parce que la santé finalement n'intéresse même pas les électeurs léegi électeurs yi ñuy fal bu ñuy voté ci nañu xool di rigoureux dans le choix kii may votel Sandiogou mi may votel lan la wax ci wàllu mbay mi ñuy xool lan la wax ci wàllu éducation lan la wax ci santé lan la wax ci environnement ñu xam programme yi di xool ki nga xamante ni wax ni su ma falee santé bi dinaa wàññi médicaments yi dinaa yokk hôpitaux yi dinaa yokk formation ñu ni kii kat man li ma bëgg ci wàllu santé kii moo ko répondre kii laay votel
mais mi ngi naan bañ a bañ ca mbàq ca xam ne le problème c'est depuis le départ le problème c'est depuis le départ autorités yi ñu wax ne nañ def nii ñun ba leen di jox réew mi imposé wu ñu leen li ñu bëgg ci santé imposé wu leen li ñu bëgg ci éducation imposé wu leen ci bu bëgg circuler ci transport wala environnement wala rien yaa ma neex rek fal naa la jeex na mais bu toogee ëllëg bu ñu amee problème sur le dans le volet de la santé wala éducation nationale finalement tout le monde est responsable. jërëjëf Moutbane kon comme xam naa dañuy ñëw dem. temps bi jeex na. may ma 15 minutes Moutbane jeex donc Betty dañu resté ci logique gu rek wàllu li nga xamante ne moo di secteur yooyu gis nañu ne ñu ngi génn barki Demba Ndiaye ci concours général bi. ñu gis ne. taux de réussite bi léegi dafa faible même le chef de l'État l'a reconnu tey jii am na premier prix yoo xamante ne sax waaw mais ma am na premier prix yoo xamante ne amatul gisatuñ ko muy wane ne éducation bi itam y a des problèmes peut-être que syndicalistes yi suñ ko doon dénoncer on pensait que c'était d'ordre pécuniaire mais maintenant c'est visible que ne c'est d'ordre éducationnel. mais Sadio li mu posé dafa am solo. gis nga li ma wax ci santé bi. loolu laa wax ci éducation bi par rapport aux candidats ñi bëgg laaj réew mi mais 5 candidats yi fi nekkoon kan moo am programme ci éducation ak lan la proposé sénégalais man damay xool en 1962 dafa am 19 décret bu ñuy wax 79 11 65 boo xam te ni moo organisé le système éducatif sénégalais depuis Senghor ñu ngi ko signé en 1979 mooy wax élève bi système éducatif bi ban type de sénégalais la war a produire bu jàngee bu processus scolaire am jeexee mais décret boobu léegi dafa caduc ndax bañ koy signé boobu affaire informatique teg ni mu demee nii melul ni décret boobu tey ji dañ ko waroon a tëggaat mu méngoog jamono ci diggante bi dafa am ay réforme ay double flux ay classe pilote ay curriculum vitae yoo xam te ni dafa dugg désarticuler le système éducatif sénégal ba finalement système bi ñu nekk di appliquer di jàngal xale duñ xam ban type de sénégalais lay créer bu njàngat jeexee parce que y a tellement de changements tellement de réformes tellement de tests dans le système que finalement dafa désarticuler tout le système éducatif léegi moo jur yenn problème yi mais je vous rappelle déjà en 1976 Senghor mi ngi doon wax sur la baisse de niveau des élèves muy wax ni niveau élèves yi dañu baissé en 1976 kon du débat bu bees keroog maa ngi dégg benn waaye mu wax ni système éducatif bi di tax niveau bi baissé parce que dañ ci dugal ay volontaires de l'éducation nationale loolu c'est pas vrai man volontaire de l'éducation nationale la woon man jàngale naa 10 ans en 1995 laa nekk enseignant en 99 volontaires yi ñu ngi commencé 95 man ci 5e génération laa bokk mais booy def examen temps yooyu mais ay nit ñu jóge université nekk maîtrisard ay licenciés ñoo doon ñëw di dugg système éducatif ñoo ëppoon niveau les enseignants des années 80 wala des années 70 donc problème bi du problème mu enseignement yi problème bi mooy li ñu waxaat encore da ngay gis ay classes les gens n'ont pas de moyens. mais Moutbane ñooñu am nañ niveau jàng nañ ba mais est-ce que tamit am nañ pédagogie pour jàngale tamit est-ce que formé nañ leen pour ñu nekk ay jàngalekat am na année yoo xam da nga doon am BFEM dans les années 70 dans les années 70 da nga doon am BFEM rek ñu jël directement yóbbu la ngay jàngale amul formation te pourtant ñu ngi naan jàngale boobu moo gënoon baax bu léegi dañ naan jàngale bu njëkk bi jàngale mais jàngale bëkk ñu bëri ñu doon jàngale temps amuñu woon formation amuñu woon niveau bi ñu am ni moi je pense que quelque part comme je l'ai dit sànq lim naa ni le problème est global, c'est à tous les niveaux. Mais pas les responsabilités sont partagées. Et les responsabilités sont partagées à tous les niveaux. Voilà, le plateau est partagé aussi. li ma bëgg tey jii moo di ñii laaj réew mi seen programme nañ ñu proposer un système éducatif bu commencé ci mais yow lire nga programme ñu doon laaj réew. si j'ai vu man gis naa man dama toog ma ni en fait programme yi. non dafa la léegi kon ci programme yi amul loolu. j'ai vu xalal programme yi dañuy amuñu kenn ku ci proposer benn système éducatif bu commencé ca ci case tout petit ba terminal amul système éducatif te moo wax la gi nga am réew boo ko bëggee tabax da ngay tabax doomu aadama yi ndax tey jii boo gisee réew ay France ay yeneen dëkk yi lañ mel ay nit duñu tabax la ñu tabax seen dëkk. d'accord tey li fi gis yëpp tali yeeg hôpitaux yëpp ñuy génn ay Turquie waa France di ko ñëw di ko tabax ñooñu ay doomu aadama yoo xam te ni ay Eiffage ñi ko tabax ñi créé société di tabax tali yi ñooñu France ñoo investir ci ñoom ñu mën a liggéey ñun tey bu ñu tabaxee ay Sénégalais ñu mën a tabax Sénégalais yooyu dinañ mën a tabax tey ji réew mi mais tey ji te tabax Sénégalais bu bees du leen dul investir dans le système éducatif nit ñi mën a jàng am niveau am xam-xam d'accord dinañ dellu si waat ci yow ça sarax ko boo xaale la Baratal mën na tabax tali
baara taal bër baa du teel noonu bañ ñëwaat ci yow benn doone ñaar noonu am na ñeneen ñu fi mën a tabax tëli ñu ñëw léegi ci tëli yi ngay wax doon sax yow ti doo bud baara ay jóge na ci tëli ba dugal ñu ci transport ñiy daw ci tëli bi te amuñu visite technique mbaaxaan yéen seen secteur bi man da ngeen doon rey ma naan accident la ñuy mbëkk nit ñi ma naan accident la ndekete du accident yéen a ko tey parce que ki nga xam ni kii moo yore lu jëm ci wàll kii bi nee na oto yi daw 45% ci oto yi amuñu visite technique kon yéen jëmu leen sax ñu saytu seen oto ndax baax na wala bon na ba ngeen war koo teg ci tëri da ngeen di xëy rek départ loolu yëpp moom ci yéen ñi lay dellu mbaaxam. voilà jërëjëf Sandiogou. jërëjëf Betty jërëjëf Awa jërëjëf co-débatteur yi may bokkal plateau bi. mais ngeen may ma d'abord ma santaat yàlla suñu borom. mi nga xam ne moo ñu may kàttan wér tal ba mën ñëw fii. julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant suñuy wéyjur ak suñuy dëkkandoo. mais di fàttali ku itam ñi nga xam ne yàlla dafa def ñu nekkoon fi yàlla jël leen kilifa kër gii fi defee lu toll nii ak lu mel nii Sidy Lamine bokk ci yàlla na ko yàlla dëkkal ci àjjana gën a kawe barkeel ginnaawam sàmmal ko ginnaawam comme yeneen kilifa jaar nañu fi Ousmane Tanor Dieng Ahmed Amar tant d'autres mais ci biir suñu biir secteur bi transport bi am nañu ko xam dafa nekkoon ci ñun def ci lu bari muy Ibrahima Diène nekkoon premier président gare routière et port Abdou Touré nekkoon chauffeur dëkk Ngaparou ba ci ñi accidenté ci pont Thiaroye bi muy camion bi wàcc heurté benn kër bi am ci ku ñàkk bakkanam am ci ñoom ay gaañu yëpp bu ñu ko boole de façon ramasse ak ñëpp ñi nga xam ne yàlla jël na seen bakkan mais surtout ñu ngi ko jël ci wàllu télé bi ñu doon wax léegi ak accident yi ba nga doon wax léegi naan ñoo ko tey yàlla xaare àjjana ñi ci feebar ñi ci amee gaañu yàlla wéral leen léegi nag wax nga ne accident yi sunu teef la non dama ne accident yi dama yaakaaroon di accident la mais bi nga xam ni rapport bi génn ñu wax ni 45% oto yi amuñu visite technique kon dama ne lëf ki nit ki jël otom di ko dawal te amul visite technique tayef jund na loolu laa jaawale bul man kii quoi bu jaawale parce que man yàlla dafa def ma dib chauffeur di sénégalais waaw dib syndicaliste bootu ci central bu ñu naan CNTS mais nag ay nit mandaté ma ay kilifa di ay chauffeur ay kilifa di ay transporteur ay kilifa di président gare routière ay kilifa di ay apprenti ay kilifa di leen day njabootu transport ñoom laa fi toogal mais Sénégal laa fi toogal comme ni ko camarade bi waxee Sall foog naa tey suñu ngeen problème yu am solo parce que bu ñu invité camarade bale ci problème mu dugg suñu problème mu santé nga xam ne c'est un grand problème man ma ñëw toog ci problème mu transport bu nekk un grand problème parce que bu ñu defee recensement lii dee ci télé bi lii amee gaañu ci télé bi lii ñàkk alal ci télé bi ci matériel kenn mënu ko estimer xanaa kay da ngay wax rek la neex loolu nag aussi dañ ci gërëm ministre des transports actuel Omar Youm parce que bi ñu ñëwee léegi mu ngi teg ay tànk yoo xam ne jéego yoo xam bu ko continuer en tout cas ñun njëkkatu transport tous les secteurs confondus mën nañu am yaakaar. yan tànk la da très bien tànk yi bi mu ñëwee li mu jëkk a def ñëw na def si prise de contact ak waa gare routière des Beaux-Maraîchers waxtaan nga xam ne c'est la gare pilote la gare centrale bi nga xam ne moo regroupé tous les 13 régions du Sénégal ñuy see gare des Beaux-Maraîchers ça c'est un bu déplace dem ci point de départ yi point tableau bu fa nekk mu dem fa waxtaan dangoo déglu chauffeur yi aussi ñu wax ko CCB ci biir gare des Beaux-Maraîchers ça c'est un comme bi wala ba léegi day waxtaan maa ngi ñëw man maa dóor la ba ma eggale mu ñëwaat woonu pour prise de contact xamante ak ñun ñu xamante ak moom loolu nag def na ko mais Daouda Diallo bi mu fi nekkee defoon na ko mais leneen li mu def loo xam Daouda Diallo def ko woon mooy li mu def alterne bi passé mu woote une journée d'étude et de réflexion ñu tuddee ko atelier sur l'insécurité routière 9 heures ci suba ba 21 heures ci guddi loolu ma di ci gërëm aussi kilifa yëpp ci transport
fédération transporteur regroupement GIE syndicaliste acteur simple jigéen comme góor. mais Mbaxane fekk man vraiment fi muy wëndeelu moo sori. waaw man li may dama ne. laaj bi sax moo di. est-ce que ñoom Mbaxane ndax ñoom ñooy les responsables ci oto yi amul visite technique wala nguur moom moo ci responsable. awa Mbaxane du seen gan Mbaxane du ganu waa Sénégal Mbaxane du ganu benn journaliste daa am ko fi ñëw wax na ba jeexal interrompre ko. kan la may ma tuuti ñu ngi koy doon wax. may ma tuuti sujet bi mu doon daf ko maîtriser am ci sañ-sañ. du ma ca dugg sujet bi ma fi indi dama ko maîtriser am ci sañ-sañ bal ma déroulé. mais ak dama ne waaw kay bu nga may déglu ngeen bàyyi ma égal pare ngeen soo ko question bu ngeen bëgg rien tabu. lu ngeen ma laaj ma tontu la. ma rappelé la moom fi li ci sujet bi ñu koy interpellé. boo ci amee loo wax citoyen nga comme moom da nga ciy wax. non kii dafa aussi transport bi citoyen la boo amee da ciy mais eggali. waaw ma ne moom mii. ay ca eggali. moom mii. xam nga àddina ñaar rek ñoo fi am. dëgg ak safaanu dëgg. dëgg la wax loo ciy dolli. sa xalaat wax ne lépp li wax kuy nit te nangu dëgg xam nga ne wax ne lépp daf ko résumé. li wax ku ko bëgg looloo fi am. ku ko bëgg looloo fi am mais ma ñëw yow da nga ñëw ci problème mu. di ma interroger ci problème mu visite technique. visite technique dafa si sorti ci ay rajo. par rapport ak déclaration bu ñu dégg mu jógee ko ci gémmiñu kilifa. muy directeur des transports. dégluwuma ko dama ciy maandu mais man li ma wax man mën naa koo waxaat dama ni problème mu visite technique. bu ay oto di daw te amuñu visite technique. wala ñu am visite yoo xam ne c'est des faux usages de faux à qui la responsabilité bi ñu des mooy tout récemment toog nañu ak secrétaire général lu ministre bi monsieur Sagna sur des questions liées au centre technique de Dakar te visite technique u Dakar la ñu wax de façon spécifique waxuñu tous les visites techniques sur le plan national dañ ne au niveau de Dakar am na benn pourcentage de 44% d'après les informations que j'ai reçues. kon ngay raison yi 100% la. xoolal gën a wul ne ñaay. dama ni. waaw. ça. émission bi am na nu mu tuddoon am na nu mu doon doxe. waaw. ñu changé ko pour bu ko rafetal bu ko wantu ba mu gën a amal nit ñi njëriñ nañu adapté wu par rapport ak vocation émission bi dama wax ni. Mbaxane moo bind émission bi moom. Mbaxane déglu ma nag yow it yaa ngi dugaat ci beneen domaine boo xam ne du sa domaine. maa ngi lay déglu émission bi du yow yaa ko bind. dañ laa invité di la poser ay questions ngay répondre suñuy questions léegi nag Mbaxane yow li nga bëgg nag mooy ñu lay seetaan ngay def point de presse lii du point de presse lañuy wax lii du point de presse dañ lay poser question nga daal di ñu répondre. très bien merci. voilà dégg dama ne la bu fekkee ne Dakar lañ wax ne demee na noonu raison yi kañ boo defu ndànk fa la gën a wullee nga. loolu laa la wax xam nga loolu dafa la explication. Dakar pour lan. saa yow. booy wër Sénégal. bari na oto yooyu gis ñu gaare doon ay DK mën nañoo dem foo soxla ci Sénégal xam nga lan mooy seen problème centre technique bii ma jox la benn histoire rappelé wu tuuti nga jamonoy président Léopold Sédar Senghor fii Escouade tey ñu def direction des transports routiers de la région de Dakar la ko taxoon a jóg clinique la woon mais ba ñun acteurs yi ci jamono parce que maa ngi foon boobu ba ñu ko xalaatee gis foofu ñu jëmi to sénégalais ak Sénégal eggagu fa attanu ko dañoo taxaw lànk ko amut tey moom la ñu reconvertir def ko direction régionale des transports routiers mais c'est la même chose que le centre technique bi qui est là nga xam ne c'est synonyme ci comme clinique boobu oto yi bëree ngi nekk gaare dematuñu dikkatuñu te aptu nañu koo ci taal mu dem mën nañoo fay leen mën nañu tal assurance dem taxul nga aptu de dem rek ça li may wax ak yow dama poser question mais waxuma ak yow population bi may déglu laay waxal waaw mais oto mën nay dem te aptu dañ may déglu oto mën nay dem te c'est-à-dire organe yi baaxul may ma wax mbaaxa xam naa foofu li saa bëgg wax ma dafa nekk sama xel parce que ñu ngi wax ay problème visite technique mu ne xaw ma 45 yow waaw man dama lay ci damay dolli saa bëgg wax ma mottali dama ni am na oto yoo xamante ni dañ lay romb yor visite technique yor papier complet romb la te oto yooyu waruñu am sax visite technique voilà waa fekk na bi ngay gis oto boobu la romb yow am visite technique comme ni ñu ko waxee waaw
te boo koy xool physiquement apte parce que oto aussi. waaw les pièces afférentes à la conduite des véhicules dafa am ñaari kayit yoo xam dañu ko war a leeral nit ñi maanaam carte grise kayitu juddu la mooy wane juddu oto bi bu doon wane ndeyam ak baayam mais visite technique mooy wane wër gu yaramu oto bi. waaw mais bu pare dafay ànd ak lu ñu naan assurance. assurance mooy jël garantie pour oto bi lépp loo xam def na ko ci ay dommages assurance compagnie mën koo dédommager. mais moo xam ne tout dama lay wax ni santé bi li fi nekk ku ne xam na ko te barki dem la ñu oo pour bëggoon a yokk njëg gi ci fay ci catégorie oto yëpp mais mu jot suti mais remercier courage yu secrétaire général lu mis bi saa nga parce que ñun bi ñu defee tour de table kenn ku ne wax jafe-jafe yi am ci centre bi mu ci yara mu ci annexe bi nekk baaw mais dañ ne mënul nekk pour yokk parce que nekk dafi juróom-ñaari at nañ évaluer juróomi at ñaari at yi centre bi nekk te benn privé moo ko gañ a yor ko du état daa am lu muy ci état lu mu ci topp lu ko ci état di topp ak du xool ni muy doxee ndax jaar na yoon ak jaaru yoon man je crois que li may laaj ak li ngay tontu c'est diamétralement opposé dama ni waaw dama ni léeg-léeg xam nga visite technique ki ka amul mën nañ wax amu ko même bu otoom nekkee ci état bu normal mais des fois man ak sama moroom ak ñëpp dañ koy gis policier da lay xool say papier. waaw léegi nag xam nga lan la ñu ragal a wax. waaw léegi nag mbuxum gi la ñu wax. waaw léegi léeg-léeg oto romb la am visite technique. waru ko am carte grise waru ko am fekk lii la. dañ ko waxante nag corruption bi ci tali bi. dafa am lu ñu naan le droit ak légitimité lu légitime ak lu am droit légitime. lu légitime mooy oto bu rafet. waaw ak bu ñaaw mooy ku ñu fa ku am droit am ñu bëgg ko ak ñu bañ ko mais dama ne. droit mooy oto bu xasee ba am visite technique. waaw. nga laaj ko chauffeur bi wala borom oto mu jox la ko. waaw wàccoo na ak yow ci yoon en droit. waaye wàccoo loolu ak yoon. waaw maa ngi ñëw loolu ka ko jox kay seeti kan la état la. waaw moo tax man la corruption bi parce que dañuy neexale da ngay dégg chauffeur yi di ko wax. corruption du ak fi lépp jóg ak lépp tàkk ñu ngi jafeel mbir mi ci Sénégal. mais day yéen a war a assainir nag milieu bi béti oto buy daw gannaaw oto ba dina di lang ci kaw tali bi kër yor visite technique xam nga ni loolu du normal. béti Sénégalais nga au même titre que tout Sénégalais. bien sûr. Sa Ndiogou Sénégalais au même titre que d'autres Sénégalais. waaw ba ci la ñun ay Sénégalais au même titre que d'autres Sénégalais. Mbaxane yow man léegi da nga ma jaaxal quoi parce que yow Mbaxane yow da nga tàngoon may ma mënoo maa perturbé. non da nga tàngoon bu nga masaan a laaj da nga daan ñëw mais Mbaxane xam nga bi mu démarré léegi ngay xam Mbaxane mi signalé fa mu signalé. d'accord bi mu ñëwee bi nga démarré rek Mbaxane sa kii bi ni ñu ko waxee di mais bi da nga cee wax ndox ba mu ëpp dafa yolam quoi léegi Mbaxane bu njëkk ba ni nga meloon Mbaxane brique nga xam ne boo mësaan a wax mu yëngu tey nga ñëw nooyal nii li may wax muy bañ a dégg naan ma corruption mënoo ko dindi Sénégal loolu da ngay nooyal mais Mbaxane nee na leen ministre bu bees bi Omar Youm mi ngi ciy liggéey moom laa lay wax wala kenn waaw waaw Mbaxane moo tax day wër-wër loo fi mu toll nii yéen laay laaj lan mu lañ leen defal ba ngeen gëj maa oo ñaata weer toog bu fii te fii war na kam amay man tuuti rek sa wax bi laa tontu loo wax nga ni dama ni Sa Ndiogou def ni waaw sama sàngara si non non man bisaab laa ko tuddee waaw kon bisaab bi waaw foroxatu dama cee def ndox tu as mis de l'eau dans ton loolu la bisaab wax gis nga sabla nangul naa ko ko waaw waaye du moom laay yëg seede ci loolu waaye ñi may seqal waaw dama ñëw représenté ay nit waaw ñëw pour du xuloo xam nga li ngeen may laaj non du c'est affaire des de xuloo questions mais c'est des ñun ñu questions indiwul la fi waaw pour da may déglu ŋàññi béti mais dañu bëgg ñu waxante rek li nga xamante ni constat la ñëpp def nañ ko ci tali bi sénégalais yëpp gis nañ ko dama ni man kañ loolu laay laaj lu tax rek waaw dama ni barki de bii toogee ci atelier 9h ba 21h ci guddi waaw corruption boobu ngay wax wala Sa Ndiogou di ko wax waaw ni ñu ko fa waxee amaana doo ko wax yow wala kii du ko wax kañ laa fi tudd corruption béti moom béti ko wax de man dama ne bu ma dugal ci kër la corruption elle est là elle est avérée mais Mbaxane la corruption elle est là elle existe Mbaxane waaw Mbaxane dafa am loo wax nga ne suñu Karim Xrum Xax ñëw na tardé yombalul comme mbir dab. yi corruption bi dina continuer di am waaw lan mooy yombal mbir yi Très bien. yombal mbir yi est-ce que du mooy waaw oto bu ñëw waaw mu ñëw inapte ñu bàyyi ko mu jàll waaw awa aha ragal naa ne réew la ñu ne yor ci réew la ñu nekk man ku mel ni man ba muy visite technique ak léegi juróom fukki at yi léegi mu mat
te am na ñu ma ci jiitu ñu ngi koy wut ba tey loolu jaaxaluñu dama ne yeneen région yi amuñu jafe-jafe ci biir ci technique ñu ngi koy am mu correct te seeni oto dafa rafet dafa baax te accident bi nga sant bi dafa am lu ci am erreur bu ci am dañ ne sant bi ñu koy indi di koy teg di ci indi ay jafe-jafe di ci teg ay fay yu cher dañ ne bu njëkk direction lumière frein loolu la ñu xool bi muy toog tey bu ñu xoolee li ñu fa xool mu ne 100 et quelques points ci oto bi 100 et quelques points ci oto bi donc y a une contradiction notoire ensuite boo duggee fay par exemple ñu ne sa oto 5000 ngay fay ñu defal la ordonnance nga war dem wuti pièce dem ci mécanicien mu defar mécanique bi booy dégg sax da ngay fay les 50% de li nga fayoon en fonction de la catégorie du véhicule ngay fay 100% première entrée deuxième entrée troisième entrée jusqu'à 1000 fois nga ñëwaat da ngay fay la moitié de li nga fayoon de façon répétée ça c'est 2 3 nga dem pour nga ñëw léegi tey sa visite jeex nga ñëw directement ci visite bi lan laa demee ñu defal la visite c'est impossible da ngay ñëw sur rendez-vous rendez-vous bi est-ce que mën nga toog yow man par exemple ma sama oto DK ñu jox ma rendez-vous ma toog sama kër Mbuur di xaar rang pour war a mën a ñëw mais fekk na am na ñoo xamante ni bii ñu may suufu mu ngi fii ci biir centre bi ñu may suufu parce que gaawal daaneel parce que dañuy dem fee non du ma mun ak daaneel parce que maa ngi chrono sama xel mu ne man maa ngi chrono sama xel non donc mat na nga lay korno ci yow korno ci xel dama ne boo waaw bu la neexee sax ma taxaw non non mais yeggaleel foofu yeggaleel bàyyi yeggal mbaaxaan kalal waaw bàyyi mbaaxaan àggale mbaaxaan moom tey dafa ñëw mer wala mu demee non du ma mer mais dinaa am fulla du ma mer waaw saa ku nekk moom sax am fulla mbaaxaan wallaay gomis ma jël oto sol gasoil ñëw avant heure 8 heures moins fii la agsi fulla bi ma may loolu moo tax ma toogee fii toogal fii askan dëggantaan ñu gis ne kii fi toog réewut dofut mais am na ay ñàkkul fayda dama ne da nga mën dugg sujet bu am solo muy problème mu visite technique ñu naan ñu ngi koy amee am na yu baax am na yu baaxul waaw oto bi amul visite technique loolu lañ naan défaut de visite technique na ko uti oto bi nga xam ne mu ngi visite technique bu ko amee na ko am en bonne et due forme bu mu ko am ci faux ak usage de faux mooy loo xam ne peut-être kala ko jox war la koo jox waaye fa nga ko amee wala fa nga ko amee war a koo fa amee loolu dañ ko waxoon ne nit ñi mu leer ci da ngaa laal point bu am solo mais mbaaxaan dafa am nit ñi mu leer dafa am léegi loo soulever lu am solo muy lan dafa ne 3 points lañ leen doon laaj suñu daan au départ visite au départ moo doon direction ci proposition bi frein waaw ak direction lumière frein waaw mais tey jii ñu yokk ci yeneen est-ce que du pour gën a perfectionner li nga xamante ne moom moo di transport bi rawatina circulation bi ndax suñu xoolee oto bi yokkaat ci yeneen point yoo xam ne moom la ñuy vérifier ci oto bi pour mun koo jox visite technique tey jii pour mettre un frein dama lay renvoyer question bi mooy bétti def ni bétti mee toog moo ne oto bi day am visite technique fan la ko amee ci centre technique bi waaw ba pare visiblement boo ko gisee da nga naan physiquement le véhicule est inapte waaw y a problème yow yaa yéen a laaj yéen a tontuwaat dama ne damay limité ci oto buy jóg dafa war a am visite technique fi mu ko war a amee Dakar centre technique la soit Yaraax wala ci annexe bi nekk Mbaaw parce que annexe bi nekk Mbaaw dañu ko réserver uniquement zone noire yi pour désengorger mais là y a des problèmes foofu am na problème est-ce que mbaaxaan foofu am na problème hygiène déggoon ministre am na problème transport sécurité waaw am na problème accueil mais ministre yi fi jaaroon yëpp ci wàllu transport dañu ne woon dañuy délocaliser mbir yi ku nekk région ba nga toog mu am centre technique foofu moo xaar la mais tey est-ce que loolu am na dañ ne ñu ngi envisager sur le projet dañ ne toutes les 14 régions du Sénégal fu nekk dañ la doter de centre technique mais d'abord au préalable nañ jëkkee ci centre technique bu région de Dakar qui est la capitale fi ñu toll ñu ngi envisager def centre technique ca Diamniadio uniquement pour les gros porteurs comme ni ñu defee benn annexe Mbaaw pour uniquement les taxis jaunes noirs. d'accord jërëjëf Mbaxane dégg nañ li nga xam ne moom nga expliqué ci kii bi maanaam nooy na ba yegg ci lool saa oustaz ñu ñëw ci oustaz bi béti
ayca Souleymane. Oustaz ñu ngi lay nuyu. dafa mel ni xaw nga sedd de Oustaz. waaw alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala waaye fi nga jëm ni ku nit du fa dugg. sayidina wa nabiyina wa mawlana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima sa maa ngi lay dellu di leen nuyu di leen ziar béti maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar soxna Awa maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar sang bu tedd bi ñu ngi ziar nuyu suñu wayjur bu baax bi tabaarakallaahu ñu ngi lay ziar baax papa di nuyu mbokk ma itam tabaarakallaa di ko ziar saa ñu ngi nuyu ñëpp rek yàlla defal ñëpp jàmm. Oustaz man question bi may njëkk a démarrer yow Karim Xurum Xaq ñëw na tardé comme d'habitude li nga xamante ne bi noonu la koy faral di defee rek tardé retard il est toujours en retard. Karim ñu ngi lay nuyu de passage. Moussa man amu oto quoi. nga de. man amu oto. baax na yemale ko fa. maa ngi nii ñëw c'est bon ñun ñëw voilà ñu ñëw ci Oustaz. amu oto. bari nga ci morom eggale. may ma Oustaz. Oustaz man c'est que point bi ma bëgg a njëkk a ñëw ak yow. damay régler waale sama problème quoi man. parce que bu Oustaz yi toogee rek ngay régler sa problème. non mais régler problème bu Sénégalais. Kouthia dafa teg ñaari jabaram. ci yàlla. ba mu tegee ñaari jabaram daat ne bu fekkente ne Sénégal jël coupe bi jël na jabar ji jox ma ko. waaw. Sénégal jël coupe bi te mu waat dafa waat nag wax na ba ne billaahi dama koy def léegi nag fi mu toll nii actuellement Kouthia am na jabar wa ilaa ci lu mu nekk quoi pour tamit dama bëgg pour ñu dimbali waale kii bu dee mën nañu duggaat ci néeg sax takkaat sëy ba ñu takkaat ko est-ce que am na jabar carrément fi mu toll nii ku teg say jabar. waaw xam naa rek saa question bi am na solo de ndax laaj la te dafa am loo xam ni mooy fondement wu l'islam bokk na ci li ñuy wax al usratu mooy famille élément de base de toute civilisation yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunu référence moom la ñuy roy li ñuy njëkk a laaj ci question boobu li nga ci njëkk a wax mooy ndax war nañoo foowe lu jëm ci cadre sëy waaw loolu benn ndax couple waaw moo xam yow la moo xam moom la man fa yow ma ko dama bëgg a xam exactement moom lan la wax moom li mu wax exactement waaw je ne sais pas bu fekkee ne waa régie mën nañ ñu ko tegal parce que maa ngi sànq ñu dugal élément bi bu fekkee ne mën ngeen ko trimer yóbbu ko ba foofu li nga xam ne moom la wax parce que bu ko defee nga déggu ko ci làmmiñu boppam moom dafa teg ay jabaram dane teg na ñaari jabaram su fekkee ne gañ Sénégal gañewut coupe bi ñaari jabaram yi teg na ko da koy ñàkk bu ko ñàkkee ku donc je pense que ni gars yaa ngi trimer bu fekkee ne yegg nañ fa rek dinañ ñu ko baddax waaw tabaarakallaahu xam nga l'islam dafa civilisé ba l'islam bëggul fo waaw l'islam bëggul fo doxul ci fo moo tax yàlla wax ni afa xasibtumu annama xalaxnaakum abasan maanaam comédie daal. comédie yàlla bëggu ko yonent bi bëggu ko d'accord l'islam bëggu ko leer na nañ. pré oustaz bi aayul ban bay ba aayoo waaye ban am na ku doon comédie yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax yonent bi di ree dé waxuma loolu de kaay oustaz bi aay saa déglul ma yow xamante nañ maag yow nañ déglante rek ba ci kanam nee naa loola neex na nga laaj waaw dama ne la yàlla nee na yàlla bëggul comédie ndax waaw waaye te yegg na sunu borom bëggul comédie waaye bégal nit nag bokkut ak comédie bégal nit bokkut ak comédie xam nga comédiens yi artistes yi ñu tuddee artiste di nga toll foo xam ne wax nga ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam daaw du woon kenn rek ñi ko daan bégal dafa bari ñi daan waxtaan ba mu kontaan daan kaf itam ñuy kontaan mais ci débat bi nga ma laaj point bi nga ma laaj laay indi moo tax moo wax la loolu dama ni la su fekkente ni saa bi gën a garaaw laa lay wax boo nekkee xale am 5 ans wala 10 ans nga ni sama jabar bis bu tegee tànkam buntu wal fajiri bis bu fa tegee tànkam insha allah may naa ko baatam sharia day tàbbal sëy boobu dog na si sharia bu dee teg na fa tànk bu fay teg tànkam ci buntu wal fajiri sëy ba dog na te loolu amagoo soxna amagoo sax 15 ans majeur goo sax yaa ngi koy fowee bis boo demee ba loolu am sama soxna si bëgguma mu paase taabal ji bis bu awa jóob kii nekkoon borom këram awa romb taabal ji rek sariya nee na sëy bi dog na moo tax ma ni la saa lan la Kouthia wax ndax question day leer te bëgguma tontu ci lu ma xamul oustaz c'est que non xam nga yow da nga leer ba leen demal leneen déglu ma waaw yow point bi nga dugg parce que da nga ñëw am loo xam ni da nga ko wax parce que yow da nga ma écarté yow fu mu toll parce que boo nee l'islam
buggul comédie. mais oustaz yow mënul wax. mais loolu parce que oustaz mi day jouer théâtre. waaye oustaz bi di comédien moom mu ngi koy. waaw kon kay mënul wax loolu yow kay yaa ngi may yow ngay comédien bu mag a mag a mag a mag. ah di oustaz comédie ba noppi nga bëgg a taxaw naan ci l'islam day tere ngay comédien. mais saa boo bëggee mu neex dana neex. waaw da nga may déglu. waaw actuellement oustaz moo toog. waaw comédien toogul. waaw kay. kii waxtaan nii. waaw oustaz la beneen bi ma dimbali waaw diggu ma wax la beneen bi ma dimbali la. mooy ku ne xam na ni jàngalekat artiste. bu ñu ko dee wax mooy koo xam ne vecteur de message la. koo xam ne dafay transmettre ay message koo xam ne dafa am lu muy jàngale. koo xam ne dafa am lu muy wane wax naa la fi benn jour invité nga man la saa alxuraan ci jëmmi boppam dafa am côté yoo xam ne ay scénario la yoo xam ne dañu koy jàngale. oustaz yi métier mi ñuy def yonent bi ni leen jottali leen ma message la message boobu nag foo ko mën a jaarale pour nit ki jot message boobu jot wax yàlla jot waxu yonent bi noo ko mën a defee ko mais pas ci cadre boobu man yàgg naa ci art di fréquenter artistes yi ba xam leen bu baax a baax a baax kon su ma gisee diine am ci droit war cee wax dinaa ci profité li nga may seetaan lépp saa wala nga ma ciy gis mooy cadre l'islam rek laa ciy waxee. nga ciy wax waxeewuma ci cadre beneen débat bi. fooyeeg reeyeeg détail yeeg dugg ci lu sa yoon nekkul amu ci. li ma scénario ba. waaw scénario yi may teg ka fa fekk la ma fa fekk yaa ne ko bu ñëwee ba fii da nga naan taj yaa ko ci dugal. ça may ma jàllale message bi may jàllale. ña may indi wala ña ma cay jàngal. la ma leen cay wax bétti. mooy loo xam ne lu dëppoog diine la. lu dëppoog l'islam la. li yàlla wax loolu laa leen cay jàngal. waaw sax des fois dañ naan nit ki pour nga mën ko yee foog nga fekk si ci la mu nekk. merci beaucoup sa message. ok loolu la yow indi woo fi sa troupe bi fii. waaye yaa ñoom ñoo jël ñoom ñoo gagné. ya concours lëmbal bi. waaw déedéet. yaa jël sa troupe ak jël concours lëmbal. saa bu doon sama sa troupe ba yaa ko jiite. saa boo bëggee mu neex noo def bañ mën a lëmbal. saa tey oustaz nga invité. waaw invité woo troupe kon pour mu neex da ngay déglu nag saa. pour mu neex déglu kay mais tamit dama lay yow sa question bi dafa mel da nga koo mujj fàtte indi beneen gaam. kay posé naa la question mais. waaw mais li ma la wax dafa leer. oustaz problème bi mooy pour départager leen da nga koo laal moo tax fi mu nekk. merci beaucoup. ndax comédien la ndax comédien liggéey la wala du liggéey. loolu rek xam nga dama ni ko artiste bi laa ni ko vecteur de message la saa xanaa déggoo tubaab yow tam bu fekkente ni artiste nga mais dafa am loo war a jàngale. alxuraan nee naa la am na ci côté yoo xam ni alxuraan 9 articles moo ci ne ifal wala tafal innamal qur'anu tisaatu arafin soo nabbi ko fi bayti shahr bila malal dafa am lu araam saa dañ naan lii araam na am lu dagan ñu ne lii dagan na am yoo xam ne dañoo nduróo ay aayaat yu nduróo ci biir alxuraan am yoo xamante ni nit ki da nga ko war a waar bégal ko kontaan loo ko ngir mu ñëw ci diine am koo xam ne da nga ko war a xub bis boo defee naka sudul noonu ëllëg safaraa ngi lay xaar comme yi xew ci réew mi période bi li ñu ci def ak yi ñu ci wax ñooñu article bi li suñu borom wax ci ñoom mooy suñu bàyyiwul loola ñuy def safara lañ jëm mais soo ca tollee di ca wax da ngay indi loola ça actuellement li nga laaj mooy nee nga Kouthia yaa ko wax waxoo loolu dafa ni la woon coupe bi bu fekkente ni Sénégal du ko gagné ñaari soxnaam jox na la ko ma ni su fekkente ni loolu mu wax loolu la wax charia day tàbbal loolu perte na jabar ji perte na ay jabaram loolu laa bëgg yaa ngi dégg li may wax bu fekkente ni charia la ñuy dugg lii léegi duggul ci kaawu kaf di dugg ci yeneen duggul ci kaawu ree waaw bépp nit buy kaf l'islam bëggul kuy kafe sëy dafa am talaaqul bidaa am lu ñu tuddee tasriix ak lu ñu tuddee kinaaya tey nag fii kinaaya am bi parce que yaa ni Kouthia moo ni bis bu fekkente ni équipe nationale gañewuñu coupe bi moom may na la ay soxna d'accord oustaz léegi da nga may man ma dellu ci saa parce que mbir mi dafa xaw a lëndëm sama bopp yow defal ndànk ma ñëw defal ndànk moo waaxu dama bëgg xam ndax Kouthia bi mu lay wax loolu da doon comédie wala da ngeen doon waxtaan bu sérieux man loolu laay laaj waaw déggoo li mu la wax nee na la amul comédie wala déggoo li oustaz sax ñun diine la ñuy laaj nga naan ay léeg la di def comédie da ngeen ko doon foowee amul fo l'islam la wax l'islam la ñuy wax nga naan ay léeg la waaw mais déggoo xanaa lu oustaz wax yow damaa départ ak moom wax ko lu leer déggu la ni ko lu la Kouthia wax déggu la xam nga loolu la wax l'islam mais li mu wax kay techniciens yi mënoon nañ la ko tegal léegi parce que kii baa ngi noonu ñu ngi ko doon l'islam bétti waaw mi ngi ñëw xaaral charia waaw moo xamul kaf ok ay fase naa la boo ko xasee wax fase naa la boo ko xas xanaa xamuloo ni bétti bari na ñoo xam ne ñu ngi tëdd ak seen soxna guddi yuñ toll te ci charia sëy ba tas na dëgg la
amuñu ay soxna. léegi ñooñu li ñuy def est-ce que ay daan mën na dina leen dal ci loolu. est-ce que ay daan mais li ñuy def lu xaraam la ñuy def. mais ça am na kàddu yoo xam ni soo ko waxee xasa wax sa soxna mais perte nga ko. comme yan kàddu la. dafa bari. nit ñi mën koo éviter munoo cee wax yow it. waaw bokk na ci. dundul charia quoi kon moom mënuñu ko appliquer charia moom parce que c'est-à-dire que mënuñu Kouthia dund ba am ay 40 ans comme ak 50 comme ñaata at. mu wax benn wax rek ñu ni à partir de cet instant là lañ koy appliquer charia que li des ci dundam yëpp mënuñu ko non dundul charia moom. waaw non donc attention te nekkuñu tam dans un pays moom dañ fi appliquer charia. attention donc warul wax waxam rek ñu appliquer ko charia. di ñàkk a du Kouthia mooy débat bi attention ma ñëw ma ñëw. non ça dama koy dimbali. dama koy dimbali non comprendre naa dégg naa la. dégg naa la parce que dugg nga ci pax. waaw non ça non du pax duggul ci pax sax dama koy dimbali rek. dama koy dimbali. nee na Kouthia dundul charia. déjà xam naa loolu terme la rek bu mu utiliser. mais boo xasee ni nit dundul charia rek génne nga ko ci diine. attention. li mu wax dëgg la. dañuy waxtaan boo xasee ni dama lay dimbali ci loolu. boo xasee ni. Kouthia mën nga xool addunaam yëpp. non du ma gisee loolu lii dund na ko charia lii dund ko charia mais non. on n'est pas dans un Kouthia dundul charia. ma ñëw saa du loolu lay pratiquer. non déedéet bul dugg foofu. côté boobu du ma ci ànd ak yow xam nga lu tax. du ma ànd ak moom ci côté boobu. Kouthia li ñu jàpp. waaw mooy jullit la jullit waaw. li ñu jàpp mooy jullit la. waaw waaye jullit boo xam ne juum na. waaw ndax dafa kafa ak yow. yéen a ko jàppee kaf mais charia jàppul kaf loolu. sëy kenn du ko kafe. sëy kenn du ko kafe yonent bi dafa wax ni abxadul xalaala ilallahi at-talaaq. li gën yàlla gën a bañ te mu dagan mooy fase. yàlla da koo bañ te mu dagan dañ koy def. dina toll foo xam ni lan la ñuy fase. ok fase loolu mën nañu wax ni Kouthia fase na jabaram. waaw moom dafa laaj. moom laa leen ni la. saa jógu bàyyil jabaru jàmbur. waaw tey fasewul jabaram mun na ma bàyyi jabaru jàmbur ne dafa nekk ak jabaru jàmbur nga ma bàyyi jabaru jàmbur. fasewul jabaram. non. damaa bëgg yëf yi leer. fasewul jabaram bàyyil jàmbur xam nga. xam nga alxuraan. non mais alxuraan jógu da nga sonal Kouthia. Oustaz man dafa am lu ndaw rek moom waaw ma bëgg a dugal. ça dafa am lu ndaw parce que dafa am solo dafa am solo fi grand moul ban laal. fi Oustaz nekk c'est très important. dama bëgg ñu déglu déjà dafa am loo xam ni il faut Sénégalais yi comprendre ko. mooy déjà diine boo nekkee jullit si tu es musulman. merci beaucoup yow munoo parce que charia c'est la loi islamique au fait. mais yow munoo nekk jullit te yow tënkuwoo ci charia parce que mu mel ni rek nga ne da nga nekk Sénégal nekk ci te munoo tënku ci loi Sénégal yi muy doxee nga bëgg nekk Sénégalais bëgg nekk fii loolu mënul nekk. donc ñun suñu problème nag Oustaz même ma expliqué même rek ma daan leen suñu problème mooy ñun mu baax dafa wax lu am solo te lii nii bëri ñoo xam ne comprendre ñu ko mooy en fait ñun Sénégal suñu musulman la ñu war a xoolaat parce que dund ñu yonent bi digle ci l'islam mu ngoog léegi nag foo imam Oustaz maa ngi ñëw su ma daanee rek c'est-à-dire foo ci boppam moo am fu mu war a yem c'est-à-dire Sénégal Oustaz Kouthia dafa war a xam ni man bëgg naa laaj Oustaz loolu c'est-à-dire dafa war a xam ni diine amul lu ñu ciy foowe amul lu ñuy foowe kenn du foowe loolu kenn du ko foowe jabaram yooyu noonu ci charia nekkatuñ jabaram foog ñu takkaat sëy bi parce que da koo foowee loolu Oustaz wax na ko mais indirectement la ko wax léegi man li ma bëgg ñu comprendre ko mooy Sénégal tey boo ko waxee ñëpp tëb xam naa gannaaw mu daal moom njëkk a mbëkk mais Sénégal jullit yi ñoo war a jóg pour dund charia parce que charia mooy tax ñu tegu ci normes yi tax islam bi nekk normalement léegi nag tey ñun dañuy nekk ay erreur rek la ñuy def ñun ni ñuy dundee diine bi moo garaaw l'autre jour maa ngi koy wax si benn conférence ma ni mais ça xoolal bu baax a baax Sénégal ñun ñu ne ay musulman yi par exemple jigéen bi jaay boppam nga xam day jaay boppam 50% ci bu dem di faju yi 50% état bi moo koy faj li ci des moom moo koy fajal boppam mais ci li muy jaay boppam li muy fajal dañ ciy dagg impôt dañ ko yóbbu trésor jàkkulu sàngare bu ñu ko daggee juuti impôt dañ ko yóbbu trésor l'ONAS loterie nationale sénégalaise ñun lañ ko moomale dafa xaram ti faa xam dañuy jël xaalis boobu da am lu ñu ci yóbbu trésor léegi loolu la ñuy fay ñun les musulmans léegi te loolu dafa xaram ti faa xam c'est-à-dire pour wax mais Sénégal nag yow république la tamit. non d'accord mais moom laa la expliqué mais loolu mooy c'est-à-dire moo tax mais moo tax Betty li ma bëgg wax mooy moo tax yow lii problème bi la. waaw léegi Oustaz may ma ñu ñëw ci élément bi après nga yeggale léegi Cheikh balancé ñu ko comme pare na ñu dégluwaat après ñu wax ci une bonne fois pour toutes mu jeex Cheikh balancé ñu élément bi mooy Sadio amul sarax amul dara Sénégal bu ñu doon gëmm di passante bal bi day dugg dañuy gagné nee naa la jox naa la bu njëkk bi dama ne Sadio bu Sénégal gagné wul man maay dem bàyyi comédie ñoo nekk sa tànk loo ma liggéey loo ma def sa kër
loo ma sant ma defal la ko sa kër maa ngi lay nekk préparé sa jaam. am na émission bu may defar sax pour moom nga war a ñëw def d'accord su fekkente ni léegi ñu ne dina waay Sadio man la teg naa sama ñaari jabar waaw xanaa loolu neexul may ma Kouthia te xamoo ni fi mu toll nii maa ngi mool pour defar ñaari néeg pour soxna yi buñ ñëwee maam fu ma leen dalal du sa egsi waaw baax na du ñu ma sa egsi Sadio man maa jël sama ñaari jabar ne bés bu Sénégal toogee ñoom ñëpp mais Kouthia dama lay poser question bi nga xam ne moom la gars yi di wax parce que gars yi dañ ne bon dañu seetlu ni sëriñ si temps yi dañuy dugg ci internet bi di wax te da ngay jékki-jékki rek gis benn sëriñ bu dem léegi léegi waa saa noppil yow it oustaz yow la ñuy déglu très bien xam nga mooy li ma ko laaj ci départ bi waa léegi yow dégg nga ko sa bopp lañ la Kouthia wax ok léegi lii la wax fekkente ni béti Kouthia moo ni ko bis bu Sénégal waaye oustaz xoolal bu amul bu fekkente ni yaa ngi arrière nag déglu waay déglu sa bu ma kii waay interrompre waay déglu dama ni su fekkee moo ko wax loolu ni ko carrément ça bis bu coupe bi Sénégal bu ko gañewul samay ñaari jabar jox naa la ko maanaam ci gàttal fase naa leen jox naa la ko yow saa yow ci yow la jëm su boobaa charia nee na Kouthia ñàkk na léegi nag saa moom am na wala amul saa daya fooy amee da ngay takk ñooñu loolu leen da nga leen di takk yow tam foog takk am say door a am loolu li mu ci gàttal mooy Kouthia li mu wax rek directement Kouthia li mu wax laa ni chariatul islam mu bëggul kuy kafe sëy béti d'accord defe naa ni loolu c'est waaw clair charia bëggul kuy kafe sëy bu dee côté boobu la saa ci ngay laaj li ma la mën a xamal mooy loola tàbbi na d'accord nit déedéel ci Karim rapidement balaa ñuy joxaat Awa Diop Ndiaye waaw juste li ma la expliqué pardon kii Betty waaw baaxaan man dama am xalaat ci sa question bi ak élément bi ma dégg kii day def comédien la bul ma joxe ñeenti kaye nu mu tëddi Kouthia day def comédien la mais émission je pense que ci angle man je pense que ci angle boobu angle kenn ku ne sa statut la nga doon def ci comédie bokkul fee mu toogoon ak moom mii bokkul ak Kouthia jullit bi di war a tënku ci charia bokkul ak saa njóogi jullit bi war a tënku ci charia ci angle boobu nga koy déglu ba mu la puus mu ngi lay dugal foofu nga bëgg yow di nga war a toog ci ren mooy yéen ñaar ñëpp benn statut ngeen am ca fa ngeen toogoon di waxante loola ca la nga doon waxee loola ci seen tolluwaay la ak seen statut mais du loo xam dafa nekk lu ci boo xam ne war naa tax ma toog fii man oustaz ci kanamu àddina gépp ñu di ma déglu nga dama ci interpellé mais nee na ba muy commencé l'islam xamul foo xamul comédie moo tax na si xam nga l'islam léegi man waaw l'islam xamul ay comédie waaw léegi man xam ma jaaxal man oustaz waaw yow saa ñoo ko dafa ni yow da nga boole comédie ak oustaz waa kay waaw mais man loolu dafa ma xaw a jaaxal mooy léegi question ma lay posé en tant que oustaz waaw yow nan nga gisee ñii di foowee di def comédie weeru koor di foowee diine bi xam nga di tari ay affaire di kookul di julli di ko daggat loolu nan la comme l'islam ak sewul ko loolu nan nga ko gisee yow en tant que très bien xam nga ñoom comédie lañu wax te alors que ni art du comédie rek ndax drame dafa ne ci wetam jàngale ne ci wetam kon ki koy def oustaz bi il faut que mu utiliser art pour mën a communiquer. non waxuma loolu man maa ngi si ñiy foowee diine bi ci biir art ak comédie bi. waaw ni nga xam boobu laay wax waaw ñooñu charia daf leen a mere. charia daf leen a rëbb yàlla àndut ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi wasallam àndut ak ñoom bépp comédien ak koo mën a doon laa wax liñ daan def moo gën a garaaw julli ba mu neex la ci biir julli gi nga dagg julli gi dugal lu la neex. dagg fàtte yàq ko loolu kan moo ko def mais comédien yi ñoo ko def mais lu tax du ngeen ñemee tudd tuuru ki ko def man moo ma jaaxal non ñi ko def laa wax ak ku mën a doon mais xam nga ki ko def bu baax non ku mën a doon sax yéen a bokk dëkk ca Thiès kan la saa neex wax kon yaa ko tudd mais lu tax ñemewu leen a tudd c'est que xam nga man ma jaaxal saa neex moo def loolu waaw may ma dag may déglu oustaz xam nga man li ma bëgg mooy bu ngeen ñëwee bëgg a jël ñëpp dugal leen ci benn sac loolu du yoon quoi tey ji bu fekkee da ngeen di waaraate naan kii julli te yow nga seetaan ko gis ni diw la mais da nga naan diw li ngay def ba ko waaw dama ni xam nga mais da ngeen di ñëw di wër-wër loo quoi non wër-wër naan ku koy def artiste yi kii laaxaale ci ñëpp loolu yoon saa man du ma wër-wër loo saa man carte sur table dóor mu ci digg bi rek laa non lu tax bii seetaan nga ko toog waxoo ko dama ni mbooleem comédien bu mu mën a doon buy saboter l'islam bi yaa ngi ci danger d'accord kon loolu leer ak comédien bu mu mën a doon waaw ngay saboter l'islam bi moo xam fànn bu mu mën a doon nga koy def nga ciy def sabotage yaa ngi ci danger def nga lu xaraam def nga lu yàlla bañ def nga lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ. d'accord mais tey ci point boobu peut-être dama ci interpeller Karim ndax si fànn boobu la doon dugg. dañu nekk ci un pays laïque. tey charia doxu fi. kon naka la ñu war a mën a tey jii faire le distinguo entre
laïcité bi ñuy wootee ak 95% de musulmans yi ñu doon war a tënku ci charia ci côté boobu ñaar yooyu comment faire le distinguo. waaw ma sœur xam nga laïcité d'abord mooy erreur bi jiitu ci ñun ñëpp su may wax ñun ñëpp nag je parle des chrétiens et des musulmans xam nga lu tax parce que laïcité au fait définition bi mooy la religion de ceux qui n'ont pas de religion malheureusement ñun on n'a pas compris définition laïcité boobu noonu mooy maanaam lépp lu ñuy def yàlla bokku ci parce que boo xoolee laïcité mi ngi jógee ci révolution française ñëpp xam nañ nu mu demee église bi lañ jotaloon xeex rey kii rey lii teg république te république boo xoolee dëggantaan parce que xam nga religion mooy luy relier ci quelque chose la religion loolu la mooy luy relier ci quelque chose léegi boo relier wul ci yàlla da nga relier ci seytaane ñaar yooyu ñoo fi nekk léegi république fu mu jógee base am fi république jógee c'est maçonnique la république elle est maçonnique c'est affaire u franc-maçon la léegi problème bi mooy ñun tey Sénégal naka lañ mën a nekk 95% de musulmans 5% de chrétiens maanaam ay nit yoo xam ne dañoo gëm yàlla ne ñoom gëm nañu am seen yoonal religion révélée yi maanaam di téere bible bi ak alxuraan bi ba pare ñu bàyyi ko fi dem nekk ci di dox ci norme ci këyit ak ci papier loo xamante ni loolu diine bokku ci loolu déjà loolu mooy problème bi jiitu li bi si topp nag mooy ñun ñu mag ñi def ba faay ba Serigne Touba daj Alaaji Malick daj ko samp daara yi yooyu yëpp ñu def ko te loolu ba tey ci norme këyit yi gendarmerie bu ko procureur ne demal nga jàpp Serigne Touba léegi nii Serigne bi nga xam mooy xalif Touba wala xalif Tivaouane jàpp ko indi ko gendarmerie dañ koy jàpp par force parce que procureur mooy seen Serigne te bu bañee dañ koy rey te rey diine rek moo la ko war a sant kon république diine la léegi ñun erreur bi ñu nekk di dund mooy dañoo nekk di dund diine ci kaw suñu biir diine boo xam ne diine boobu lañ gën a dooleel te ñun suñu majorité doxul ci loolu loolu moo indi problème yi nekk yëpp nag parce que toppuñu carrément religion bi li mu santaane c'est-à-dire ñun nous sommes pas des musulmans quoi waaw c'est que léegi nag mooy problème bi est-ce que dinañ am fitu wax ni 95% fii ci Sénégal sont des musulmans est-ce que loolu war nañ ko waxati nañ jàpp ni rek ay doomu jullit lañu mais li l'islam wax lépp li nga xamante ne loolu li mu wax ni mooy dëgg bu kenn mënta dindi su boobaa charia bi ban taxawaay lay am problème bi mooy Sénégal dañoo am problème mu diine loolu ñuy wax naan Sénégal dëkku diine la loolu la ñu war a xoolaat est-ce que Sénégal dëkku diine la ndax it du diine du wax rek waaye diine jëf la leer na balaa may joxaat Awa Diop Ndiaye ajaratu awa kii bi kaddu gi ma ñëw nag ci li nga xamante ni kumpa gi la ku yàq sama kumpa laay bañ kumpa gi nag jamono ji li ma bëgg wax kumpa gaa ngi nii point amul indice waaw mais loolu moom lan la moom kumpa gi tere na nelaw ñu bari point mais kon xaalis tere na nelaw ñu bari ci jamono ji wala aw ma yàqal tere na nelaw yu bari waaw kay jeex na mut baan dégg nga tere na nelaw ñu bari ah bon oustaz dégg nga waaw mbaaxaan man yéen ñett laa interpellé ça dépend nit ku nekk li ko teree génn naa nelaw la ci comme ça xam nga nit ku ne ak li ko teree nelaw waaw mais li tere nelaw ñu bari jamono ji xam nañ ko jeex na waa xar may ñu wuy ay kumpa ga daadooti da may ñu xar ak xartu aywa waaw yaa ma yàqal wax ma jamono ji xam nga ba ñàkk ba neew ma jamono ji tere na nelaw ñu bari laa wax ay dañu bàyyi la ak xam nga sànq élagué nañu santé bi ak éducation bi parce que c'est question d'actualité mais itam am na leneen loo xamante ne peut-être sénégalais yi comme ni ko mu doon dénoncer sànq ñun am nañ ci part de responsabilité mais askan bi defe naa ne li leen di gën di soxal mooy wàllub politique mais ci wàllub politique boobu tey jii ñu wax rek ci li nga xamante ne moo di reportu élection ñu bëri jàpp ne c'est pas normal ñu faree ci kujje politique bi mais une partie aussi de l'opposition jàpp ne war nañu reporter élection yi à qui profite ce report là tey Moutbane du côté du pouvoir wala de l'opposition waaw mais awa moi je pense que décision report élection yi dañ ko jël en présence des représentants de l'opposition et du pouvoir d'une partie de l'opposition waaw en fait de toute façon l'opposition depuis 1960 mosuñu fay jël benn décision bu opposition bi ñëpp ànd xanaa le code consensuel de 92 bi nga xamante ni moom la Kéba Mbaye dirigeoon bi ñu commission bi mu Kéba Mbaye dirigeoon bi ñu créé le code consensuel de 1992 à part code boobu amul dara lu am Sénégal lu am politique ñëpp d'accord amul lu fi am lu nekk rek une partie ñooy d'accord l'autre partie ñooy pouvoir bu ñu ci d'accord daal di appliquer ça a toujours été comme ça maintenant ñi d'accordul tey ci opposition bi wala ci pouvoir la fu ñu munti nekk ci rapport bi écoute d'accord ñu woon ci parrainage bi terewul ñu dem élection gisoo parrainage bi ñi ci dem élection présidentielle ñi ci demoon sax d'accord ñu ci woon donc ñàkk d'accord opposition bi du loolu mooy problème
problème bi xamala la nit ñi dañu maar ci caprice homme politique yi qu'il soit du pouvoir ou de l'opposition comme ay xale et lépp seen intérêt rek sama parti sama femme samay jeunesse naa nekk maire loolu rek li report bi sax duggul sax ci intérêt bi ñu koy reporté xooluñ sax lu Sénégalais yi bëgg wala gën a luñ bëggul man des fois damay bañ sax di dugg ci piège u homme politique yi mooy ñu nekk di wax ci li leen soxal actuellement li soxal nit ñi du report élection yi mais xoolal taw bu njëkk tey Sénégal démb la nawet bu naan neex mois de mai lay commencé di taw xiin nit ñi faro dugal dugub bi actuellement mu taw fin mai début juin dugub bi génn mu taw ay début juin gerte gaay bi ji ci loolu la ñu war a actuellement ni mais maral muy ñëw am ci monde rural bi parce que taw bu njëkk tey ji ñu ngi ci fin juin ñuy soog a tawlu mais loolu moo ci loolu moo jar a wax de ce fait fin juillet donc man ay report élection et opposition bi du ma ci wax intéressé wu ma les acteurs politiques de l'opposition comme de pouvoir seen affaire yi ñu wax ni man intéressé wu ma nañu wax ci baykat yi problème yi ñu war a ne tey ji bu taw bi yeexee ba jur gi am problème baykat yi am problème yan disposition la gouvernement bi di jël pour que ñu mën a taxaw baykat yi ci àll mais Moutbane tey jii sama yoon nekku ci sénégalais yëpp suñu defoon sama yoon nekku ci report yi dina am ay conséquences dina am lu mu découlé ci askan wi parce que tey jii bu fekkee ne faloon nga benn maire boo xamante ne wala benn député boo xamante ne li taxoon nga fal ko gisoo ko tu veux changer également mais awa amul benn homme politique buñ fi fal sénégalais yi gis li tax ñu fal la lu ñu fal ko fi amul c'est des comédiens ñooñu ñooy comédiens Sa Ndiogou ak kii duñu ay comédiens les comédiens ce sont les hommes politiques jàpp date dugal ci 10 milliards 50 milliards pour fal ay maires yom te di ëllëg da ngay am problème mu ndox am problème assainissement am problème environnement nit ñi dañ sonn ci loolu nañ wax ci béykat yi awa nañ dimbali sénégalais ñun journalistes yi c'est les hommes politiques seen yii ñu nekkee ñu bañ leen tendre micro parce que c'est des farceurs aujourd'hui réew mi liñ soxla du waxi ay processus électoral du ay waxi ñàkk fayda yi c'est pas ça le problème jur yi ñi ngi dee ci àll bi da ngay dem ci àll bi gis bay yi dee xar yi dee nit ñaa ngi sonn amuñu ndox amuñu dara ñu bëgg a jël topp homme politique yi ñuy def seen i comédie ñu bëgg leen topp di leen génne suñu télé di leen génne seen rajo xoolal loolu mais il faut que les gens arrêtent aussi li Moutbane wax ban ànd daa ci mais c'est ça la vérité moi j'invite la presse à boycotter ces hommes politiques yi nga xamante ni li ëpp solo du loolu actuellement li ëpp solo du loolu mais si on se détourne waaw de ces hommes politiques là ñoom ñoo yore instant bi les leviers ah ñoom ñooy décider comment faire léegi homme politique yooyu non awa homme politique yooyu nañ leen pousse pour ñu wax ci li ñu war a wax voilà mooy lim baykat yi sonn gi baykat yi sonn actuellement ni nañ pousse pouvoir bi ñu wax ci nañ pousse opposition bi ñu wax ci loolu li bu ñu pousse ñun buñ topp opposition bi ci liñ bëgg buñ topp pouvoir bi ci liñ bëgg nañ leen imposer ci li xew ci biir réew mi béykat dañ sonn. c'est le problème. tey jii mu dafa ne béykat yi dañu sonn sàmm yi mais ñooñu tey jii ñoom ñooy fal. waaw mais defal d'accord waa léegi ñoom ñooy fal sonn nañu mais nañ leen dimbali. awa su fekkee ne tey jii journaliste yi bàyyi topp ñu politicien bi politicien bi di leen orienté chaque jour ni mu ko bëggee. fa mu ko bëggee ñu ko koy waxal di ko laaj na mu ko bëggee. toujours. bu boobaa bu fekkee ne bi tey jii journaliste bi tàllal nga ko micro bi mu war a wax ci mbay mi nga ne ko mbay meeg nawet bi tontuwu la nga dem sa yoon. mais tey jii xam nga dafa am Sadio may ma actuellement il faut que gouvernement bi. waaw ñu def benn réunion interministérielle entre le ministre de l'élevage le ministre des finances ak le ministre de l'agriculture ñu préparer dégager benn budget pour préparer bu ñu eggee ba nawet bi jeex bu dëgëree ñu seet luñ jox baykat yi ak sàmmkat yi vivre de soudure xaalis bi ñu war a dugal ci élection yi pour ñu fal leen ñoom pour ñu toogaat ko ni nag xaalis boobu nañ ko jox béykat yi mais tey jii dafa am loo xamante ne muut qu'on se voile pas la face xam nga bi élection présidentielle yi jàllee ñu bëri ci homme politique yi am surtout waa diaspora bi dañu meroon ne sénégalais ku ñu woowati suñu mbokk yi di ñu ñaan wala di ñu kii sénégalais aussi kenn xamul lan la ñu bëgg ndax ñoom ñooy xool li métti ñu dem reconduire loolu wala ñu jël keneen koo xamante ne taxawul ci seen soxla mu fal leen de ce fait que tey ñii ngay kaasal soo xoolee président Macky Sall ñi ko fal ñi ci ëpp ci àll bi la ëppee ñooñu ngay kaasal ñoo ko fal de ce fait donc mënuñu occulter question wu report des élections ou quoi que ce soit. li may wax dafa jiitu il faut ñu am droit de regard li may wax dafa jiitu nguuru Macky Sall
le Sénégal a toujours fonctionné comme ça le Sénégal créé ñu ko 2012. mais il faut qu'on s'en départisse depuis tout le temps les hommes politiques orientent le débat sur ñoom li ñu bëgg ñoom kañ la élection yi naka lañ leen di fale jeex na kuñ ci fal doo def évaluation bi la joxe mais tey ji maire yi ñu fal nii mais duñ def évaluation wax nañ bi ñu leen falee xaalis bi fu ñu ko dugal luñ liggéey maire yi fi nekk nii dañuy gëmul quoi amul évaluation amul def le point falaat leen nga continuer toog doo def la situation bu ñu la dénkee ba sa mandat jeex toujours dañuy toog di wax ni diw fal lañ la na def bilan am ban maire Sénégal moo def bilan aucun des maires du Sénégal n'a fait son bilan nga bëgg ñu encore ñu falaat la encore or y a des priorités journaliste bi ñu invité woon seen la dernière fois lu mel ni Mut Ban wax xam naa moom it ci côté la waxee parce que mi ngi naan biir port engrais waaw kii yin fa indi woon lépp gisatuñ ko oto yi yëpp nañ ko yóbbu kenn xamul fan la jëm ça veut dire que ni baykat yi duñ ci jot dafa am loo xamante ni problème distribution semence toog na fii nga toog wax ko semaine passée mu ne semence bi dafa wàcc port oto yi yëpp nañ ko ba yóbbu ko kenn xamul fu ñu ko yóbbu baykat yi jotuñu ci ça veut dire que ni loolu day ñëw rajouté wu ci problème wu yéex a taw man homme politique yi franchement man vraiment il pollue le pays en fait dañuy polluer le pays. sans je le dis mais yow Mut Ban journaliste nga gënuma la ko xam doo xëy suba ba ngoon jot tey seen mbokk yi yéen journalistes yi ñoom ñoo leen gën a intéressé nañ leen waxante dëgg. man j'ai mon journal Dakar Time. waaw man duma ci gis ci yii man yii di ay hommes politiques yi liñ du ma leen topp de. man j'ai ma ligne et j'ai mes informations may traité. nekkuma ci ñooñu. c'est ça le problème. moom investigation côté économie bi. li ma doon expliqué mooy c'est-à-dire li grand bi wax dafa am lu si am solo loo xam ni. boo ko xoolee bu baax day delluwaat si xam nga élection yi ñu bëri ñu ngi naan Sénégalais yi dañ doon seetaan Sénégalais yi kenn xamul lu ñu bëgg comme liste bi wax mais Sénégalais yi problème mu leader lañu am parce que foo dem ci àdduna bi benn nit mooy dem am idée gëm ko ba ay mbokkam gëm ko ba dëkkam gëm ko mu dem ba samp loo xam ni ba léegi moo leen di jëriñ donc problème mu leader la Sénégalais yi am parce que ñëpp kenn ku nekk si bopp ngay def parce que keroog après élection yi ñëpp xam nañ ni mu demee moo door la Sénégalais yi doon xaar te moo door leader moo koy jël pour man moo door moo tax Macky Sall nekk ci nguur gi ñàkk def mu am moo tax Macky Sall toog ba tey ci pouvoir te yooyu ay mbir la yoo xam ni c'est-à-dire kan mooy jël responsabilité am ñëpp dañ koy wax quoi xam nga adduna bi foo dem ci adduna bi rek moo xam Amérique la dëkk boo dem lay doxal dëkk ba la tax ba mu baax du waa dëkk ba yëpp ñoo ko def ñett nit ñoo koy décider mu nekk ay mbir yoo xam de bonne foi lay nekk ak bëgg sa réew ak patriotisme boo xam ni moom la ñuy décider askan ñëpp topp ñu réussir ko amul yàlla musul yónni juróomi yoon ci benn jamono amul fenn léegi nag problème mooy malheureusement li nga wax ni dëgg boo xam ni kenn mënu ko dindi grand mais kan mooy leader bi kan mooy jiitu gars yi topp ci ginnaaw kan mooy décider ñoom ñëpp koo ci waxal noonu non man du ma deewal kii dama taxaw fee di xee du ma xam fi parce que pare wuñu pour seen dëkk Sénégal kon nii du mos a jug ci nu mu nekkee grand. mais est-ce que population bi tamit est-ce que du population bi tamit am nañ ci part de responsabilité parce que journaliste bi day jaay. bu xëyee bind. liy gën a liy jar lay jaay. te liy jar dafa mel ni politique la. moo tax alaayin politiciens yi rek lañ fay teg ak seen i kii ak kii nee na lii kii nee na loolu mooy li nga xamante ne mooy est-ce que yow tey fi mu toll nii comme que nee nga bindoo ci lu jëm ci li kii est-ce que sa ligne éditoriale boobu mën na jaay loo xamante ni bii mën nga ci génn. non dafa am loo nga xamante ni presse bi dañ ko war a xam. mooy ñun dañoo bokk ci ñi war a former population bi. lu am solo waaw. ñun suñu rôle dafa ne du rek informer mais former bi mooy li ñu leen di proposer mu nekk loo nga xamante ni moo nekk seen njëriñ ñoom. mais bu fekkee ñun journalistes yi toujours ñoo ngi leen di orienter ci yoo nga xamante ni amul benn solo c'est parce que ñun tam derrière on est instrumentalisé sans pour autant ñun qu'on s'en rende compte. sans pour autant qu'on s'en rende compte. mais c'est que nooy def mais loolu il faut que ñun journalistes ñu xam ni priorité bi du ces acteurs politiques laa nga xam ne ñoom. waaw mais li leen intéressé mooy datu élection yi ak naka la ñuy def bañu falu loolu rek moo leen intéressé leneen intéressé. waaw mais mun baan c'est que yow dama ne bu fekkee ne bindoo loolu. su fekkee ne bindoo loolu te loolay jar. noo ci génnee yow man. non man li may jaay mi ngi jar de. man sama journal day jar cela montre que sénégalais yi du loolu rek. en fait loolu la leen proposé sa journal du ma dox ba. non oui non dama expliqué cela montre que ça fait nga sama journal li tax doo gis yow da nga yeewu 13h te sama journal 10h bu jeex 10h bu jeex. da ngay tëdd da ngay delloo ba midi de 13h. c'est que quoi qu'on puisse dire am na yenn information concernant pillage ou économie beeg yi ni mel. tu le vois dans Dakar Times c'est pas pour faire de la pub ak des fois Source A ngay gis yenn information yi nga xamante ne investigation carrément la moom mooy wane yenn
pillage yi ñuy def si suñuy ressources ak yi ni mel. awa man li tax man waxuma ak problème pétrole bi ci nit ñi di wax man waxuma ci. man ba ma koy bind kañ la. tous ces gens yi nekk di waxi pétrole yi ba ma koy wax kañ la mais Karim mii suma seede la. wér na moom mën naa ko seede wax dëgg ba may wax pétrole bi Karim mii suma seede Karim ñoo doon ànd di xeex c'est un vrai patriote gars bii ngeen di gis nii. léegi ñu fi jóg di yuuxu nii dañuy wax man faalewu ma leen parce que dañu c'est-à-dire que li Sénégalais war a bàyyi lu Walfadjri wax du dëgg mais lu TV5 wax dëgg la pour lan. waaw complexe la loolu. man ñun loolu du Sénégalais yi de état bi la. non du état du état Sénégalais nga xam nga toog nañu fii plateau ma ne leen Sénégal li fi metti moo di ne la vérité est blanche. su tubaab yi waxee ñu ne dëgg la su nit ku ñuul ki waxee ñu ne defal ndànk defal ndànk yéen bi ngeen ci waxee ñoo Ablaye Wade wax ceeg yooyu yëpp gars yi def nañ fi ay marche kër def nañ fi yooyu yëpp mais état bi faale wuñ leen mais kan moo wax rek état bi jaxasoo mooy reportage bi BBC bi moo yëngal état bi donc loolu mooy li nga xam ne ñoom ci seen bopp ñoom ñooy complexe yi mooy Sénégal en général bi BBC waxee maa ngi leen wax ne beaucoup de confrères en ont parlé mais il a fallu que BBC def ci enquête génne ko ñu doog a abdiquer doog a wax ne waaw dëgg la mais comme pour dire que ñun dañu am complexe la vérité est blanche pour nit ku weex gi su ko waxee dëgg la nit ku ñuul ki su ko waxee ñu ne du dëgg de ce fait te ni ko Sadio waxee ci suñu gouvernant la commencé ba agsi ci population bi mais crédibilité bi ma sœur crédibilité moom xam nga tey nga toog gis njiitu réew président ak nu mu toll mu taxaw di wax du nekkul waxkatu dëgg mais loolu tamit dafa am mu joué ci askan wi nga gis kilifa diine bu wax tey su mu la mu waxoon safaanoo loolu tamit dañ waxante dëgg mais maintenant askan dañuy dem ba mujj gi dootuñu xamante kii kan mooy wax dëgg baaxaan ngay bëgg a ñax c'est ça le problème aussi baaxaan dafa nak ñu mooy problème ñu ngi mais waaw mu eggalee waaw baaxaan lii ñuy wax am nga ci xalaat mais c'est comme donc du baaxaan non baaxaan dafa mel ni bi ngeen koy indi expliqué wu leen ko ni émission bi du transport la mais lépp la baaxaan léegi yow léegi li gars yi wax loo ci xam nga dañ ma laaju non du waroo xaar ñu laaj léegi da ngay këf man sama yaram du ma da nga war a joxe sa xalaat man sama yaram du ma kaf man yaruma noonu man kay moom buñ fen fanaan booy wax léegi ok xam nga c'est-à-dire par rapport ak li kii wax ab journaliste la waaw il est très bien informé te c'est pas un journaliste dupe ci li muy waxee gis naa ne il est très bien outillé. Mbaxaan ci affaire bi la ñu xalaat wala da ngay tagg mu ba mënoo ko bañ na nangul ko ba leen ko kii ci tagg la de saa yoogu fa ma sangoo gisu fa ndox saa yoogu mi yàlla seet ne fa ma sangoo gisu fa ndox ba leen ko mu wax nu ko neex c'est un comédien mun mooy bi ñu comédien je ne suis pas un comédien je ne suis pas là pour faire la comédie je suis responsable j'agis en responsable je me comporte en responsable laa bëgg mu leer. waaw d'accord sujet bi ñuy wax ni kii Mourbane dafa ni politiciens yi dañuy divertir Sénégalais xam nga tey seen émission bi xam nga kan moo leen ko dicté wala kan moo leen ko conseillé mais tey li ngeen fi indi yaakaar naa indi ngeen loo xam ne benn Sénégalais mun ci génn. kookal la li ngeen maanaam li kii di volet bi kii di dugg aspect bi muy dugg aspect bi ma dugg bi si dugg benn nit mun cee génn benn Sénégalais mun cee génn. te lépp nag ñu ngi koy wax teg ko ci dëkk parce que li wax sànq wax ni problème béykat yi mais ñun secteur du transport ñëpp béykat yi problème fukki junni yoon amul kenn commune ni ñun waa transport demal ci télé bi yéen a ngi koy gis de Dakar jusqu'à la frontière Kidira de Dakar jusqu'à Kër Ayib de Dakar jusqu'à Karang de Dakar jusqu'à Rosso gendarmerie police ak gendarmerie da ngay foog sax ñoom dañuy wujjante seen biir c'est comme si on n'a pas une seule police wala on n'a pas une seule gendarmerie ça aussi c'est un problème inquiétant man loolu ma jaaxal béykat yi bi ñu jógee ci suñu atelier bi maa ngi fi jógee 11h mais maa ngi fekk diggante Dogar xam nga Dogar après Diamniadio village bu ndaw boobu xam nga yoonu yéen fi la jàdde booy ñëw jub yéen gendarmerie nga fa boo génnee yéen bi yéeg ci montagne bi ci usine bi gendarmerie nga fa noonu ba biir Mbour je me suis dit mais ça c'est quoi ça. mais loolu baax na pour sécurité. waaw non bu dee pour sécurité rek. baax na. duñu bàyyi réew mi mel ni tamit sax xam da nga may déglu xam nga yow xam nga ça sécurité quand même li nga wax sax gëmoo ko parce que yaa wax fii léegi li nga wax naa ne bu dee sécurité damay wax man je suis patriote gouvernement bu doon patriote je suis républicain nit la dama ne
bi si des dama dafa mel ni daf may wut naa man dama wutu yaa non wutuma la c'est-à-dire dama lay woon ne rek fi ngay bugg a jaar bu budd dama ni transport laa ni ci kii wax léegi xam nga kii dafa souligner problème mu béykat waaw am na lu mu ci xam bu ci waxee du ma ci waxaat amul ñaar répétition la mais fi ma xamee nag yore ko muy sama métier ñu jiital ma ba tax ma toog fii di toog feneen laa ne lu béykat yi dund béti ni ñuy indi le cas exemple ci gare des Beaux Maraîchers premier contrat bi Baye Sarr moo ko 5 ans jeexal nañu renouveler ko jox ko ku ñu naan ndaw mais demal biir gaaru ceeru Beaux Maraîchers nga laaj minicar yi ñaata fan lañ fay def cette place que ñaata fan lañ fay def huissier ñaata fan lañ fay def alors njëgee sax far duñu fa dugg pour yëpp waaw duñu fa dugg or boo demee bu commencé Colobane Patte d'Oie croisement Cambérène buntu Pikine parce que Thiaroye ba bëggee génn foo dem c'est occupé par des véhicules particuliers yuy def concurrence déloyale qui sont tentés de commettre des délits defuñu infraction parce que infraction mooy oto bi muni de toutes les pièces afférentes à sa conduite ba pare nga commettre infraction code de la route moo ko tere mais ñoom dañuy def loo xam ne c'est pas régulier c'est irrégulier c'est des délits ñu ngi ciy wax ministre bi nag nee na ci waxtaan wii ñuy waxtaan mooy bi ngeen waxtaanoo bii barke démb mooy premier liggéey bi nga xam ne mooy ci la ñuy dem sukkandiku ci def yeneen daje boo xam ne keroog président day ñëw toog tous les ministères concernés aux affaires du secteur des transports routiers toog ñu fekk ko trouver solution mais je dis mais loolu lépp lu koy jiitu ci ñun acteur du transport ñu ànd suudewu doon benn parce que on ne peut pas gagner dans la division mais Mbaxane non pardon boo jógee tey maa ngi ci profité sax dañoo am suñu juróom-ñetti oto garage bu nekk Fissel Mbadane bu lakk bi juróom-ñetti oto ya fa fanaanoon lakk ba jeex takk Fissel Mbadane ñu di ko musawu di musawu borom oto yi di musawu si waa Fissel parce que waa Fissel ñoo leen moom ak waa Caajaay loolu itam ñu leen di musawu ni ñu ma sawoo rek ñu feebar ñu accidenté ak ñi dee waaw laaj élection yi passé candidat yi ngeen gis yëpp est-ce que am na kenn ku ci def proposition ci wàllu transport xam nga foofu laay waxee yow gi nga yow xam nga tax du ma wax ci affaire dëgg du ma ci wax non ci transport fi laay jëm seeg yow dama ne dëgg du ma ci wax te li nga wax fii yëpp du début ba fi ñu toog dëgg la amul liñ doon xaar liñ doon xaar moo tax ba bëgg ñun suñu mbokku chauffeur yi ñun mbokku transport ñu gën a am fulla gën a am fay dañu ci koy yëpp ñoom ñoo yóbbu candidat yi waaw maa ngi ñëw yóbbu militaire may ma ñoom it duñu lire sax maa ngi ñëw programme yi dañuy gëm rek daal di voté waaw doucement may ma moo doy waar quoi mani finalement bati damaa bëgg ñu yor jikkoy manque tug lëndëm mooy lan ku ñu gisul ñu gis suñu bopp le secteur des transports routiers est le berceau de tout sur le plan universel amul fenn foo xamante bu transport routier bu àddina bi bokkoon taxawandoo amul ci àddina lépp lu lenn luy doxante lu dul jant bi di génn ak taw bi di ñëw amul leneen parce que lépp lu mu doon foo mun jaar transport routier moo lay eggale bu dee avion bi aéroport la yem bu dee saxaar gi raay ba la gaar ba la yem bu dee bateau bi ci ndox mi la yem c'est-à-dire nous avons énormément de problèmes tout dinaa problème mu gare des Beaux Maraîchers mais dama la ciy boole aussi problème actuellement aéroport u Diass bi nekk ci département Diass nekk ci biir région Thiès ki maa doon fii léegi mooy président bi foofu mooy Omar Diouf président taxi ne foofu AIBD mais tey maa ngi yenn ci région ak ay acteurs yoo xam ne ñu nga sali dans les différents points de yi nga xam ne mooy agence hôtel yi problème la ñuy dund boo xamante ne bii kenn mënu ko mesurer. ban problème. voilà très bien xam nga aéroport ba da xam ñaar ñoo xam ne yoo yore gestion bi Mbaye Sarr moo yor Sénégal Tour moo yoroon gare des Beaux Maraîchers ci juróom at yu départ yi waaw mais tey daf ca yor une grande partie ca aéroport u Diass am na beneen waaye ku naan Kouaté yor beneen partie waaw donc ñoom ñaar presque mën na ni ñoo yor exploitation bi ñu ngi koy doxal waaw ñu ngi koy doxal mais doxal boobu aussi dañoo bëgg ñoom comme ñoom ay kilifa la ñu ñii leen koy nangul ñu fexe yaatal ñu ñamal leen ñu xam non c'est-à-dire xam nga aéroport dafa bari ay acteurs yow li dox normalement nga ne ñamal ma ci baaxal tamit vraiment mais luy dox normalement luy dox normalement xam nga sa kër yaa ngi doxal normalement est-ce que yëpp a nga cay lekk
da nga fa fexe ñëpp lekk Mbaxaan tey man seen secteur bi. waaw seen secteur bi dafa bëri bi amul problème. dafa bëri problème dafa waaw si bëri. yow la ci kër yow ba nga lekk yow daal ba tey moom waxu fi dara. yow ba nga la ngay rapide ba jógee ci rapide ñëw Walfadjri xamatoo jafe-jafe Mbaxaan man xam nga lan moo ko waaye bi ngay la ngi ci rapide yi di laaj juróom ak dañuy gis transporteur yu bëri dañuy gis transporteur yu bëri léegi Walf ngay xam jafe waaw Mbaxaan dañuy gis transporteur yu bëri xamuñu dara ci transport. waaw dañuy jënd seen ay oto am seen xaalis jënd seen ay oto jox ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo di chauffeur si yàgg pour ñu liggéeyal leen. léegi muy benn point boo xamante ne loolu itam te chaque jour seen secteur bi bëri na ay problème yoo xamante ne yaa ngi wax pointage yi dafa bëri. ba ñëw pointage yi dafa bëri. parc automobile bi vétuste na. waaw gare boo maraîcher kaas ngeen bay bëgg a dee. waaw ngeen dem toog table de xam nga négociation ministre bi def leen les yeux doucement gare des beaux maraîchers arrangé wu gare des beaux maraîchers sama position démb moo ci bu tey mooy dama ne état moo def arrêté par le biais du préfet de Pikine ne ni ñëpp rejoindre la gare des beaux maraîchers bépp oto buy def transport public des personnes sur le plan interurbain national comme international ñëpp ñëw ñu loger leen fa là une grande partie des ci biti mais li ñu gën a indil problème mooy au vu de tout le monde sous les yeux des autorités de notre pays la ñu gis ay auto particulier di jël li njaga njaay yi ne ca biir gaz ba war na yëpp di ko yëpp li seen place war na yëpp ca gaz ba di ko yëpp li bis war yëpp ca gaz ba di ko yëpp mais loolu du mun ñu defal suñu bopp justice. mais dafa am benn problème boo xam ne yéen soulevé leen yow yéen waa war ñu ngi arrêté licence taxi yi te pourtant taxi yi nekk ay DB dañu leen jox licence. dama ne maa ngi ñëw rek dinaa la si tontu dama ne Walfadjri bii bu doon nit ne ne Mbaxaan Gomis ay at toog naa fii di bañ garder boo maraîcher di bañ santé technique di bañ pose acier. Mbaxaan développement lay bañ. li mu wax ni yëpp mooy développement lay bañ. man nga xam ne boo maraîcher nan nga mënee bañ borom maraîcher di bañ kii technique centre technique yooyu yëpp nga xam ni dama koy argumenté boo maraîcher macha allah boo fa demee yow awa nga gis ni mu mel awa gardez boo maraîcher mais vraiment dañ ne tout le monde à l'intérieur de la gare ou bien tout le monde au dehors de la gare mais mun ñu jël ñaari muy kaas béti bu fekkee ne dañu ne arrêté nañu licence su taxi yëpp ku bëgg taxi tey jii mënatoo am licence mais bañ ko arrêté taxi yu bees yi dem AIBD dañu am licence ci yenn anam lañ ko amee muy benn point comme ni may wax tey béti day am ay otoom xamul dara ci transport wala yow Mbaxaan yaa nga si transport mu jox la ko moom xamul naka la mbiri di dore li muy soxla mooy xaalisam yéen te doo leen ko wax dëgg boobu loolu itam miine na seen secteur bi dama ne xam nga ku dul wax ni dëgg awo mi am da ngay ragal dëgg da ngay ragal problème bii mu wax wala nga yaakaar mbir mi loolu la wala nga ñàkk xam maanaam da nga amul ngor wala amul naa ci banaa wala amuloo xam mbir mi ngi ci awa taxi yooyu ngay wax dañ leen di jox en fonction de l'organisation des professionnels en GIE ñu yëkkati yi jox leen ay taxi ci fay lebal ñu jox avance apport 1,5 million di yesi ni ko fay à titre moratoire mensuel sur des traites qui tournent autour de 180 000 et quelques loolu mooy taxi AIBD bii las taxi AIBD deful transport urbain AIBD c'est des taxis qui sont logés à l'aéroport bokkul ak taxi jaune noir dama ne taxi jaune noir yi daw fii ci biir dëkk bi la ñu arrêté woon seen licence parce que le parking était suffisant loolu moo taxaw ayca oustaz ñu ngi lay déglu. macha allah mi ngi wax lu am solo. waaw li muy wax tam am na solo macha allah. après waaw dafa am rek ñaari lu may sox. lan ak lan. lu jóge ci Modou bi ak lu jóge ci sama waa jeetoo. Karim. dafa wax ni politiciens yi dañ leen war a tegee nee. bañ a topp rek seen i activité di ko wane bokk na ci lu ñuy suuxal. dafa am yoo xam ni ñoo daaneel Sénégal delloo ginnaaw Sénégal bokk na ci. yenn politiciens yi wala sax ma dut ci baaraam ni politiciens yi bokk na ci yenn journalistes yi wala sax ma dut ci baaraam bokk na ci yenn animateurs yi waaye bokk na ci tam yenn ustaas yi ok gis nga li mu wax sama waa ji wax ko mooy téere mooy dëgg Sénégal dañuy naxante rek
di teg ay deal rek di teg ay formule rek loo xam ne dara du ci dëgg politiciens yi bokk nañ ci ñi gën a sonnal sénégalais yi politiciens yi bokk nañ ci ñi gën a sonnal sénégalais yi parce que sànq wax na ko soo bëggee sa réew yonent bi dafa wax ni bokk na ci li nga xam ne dinañu askane ni imaanu nit bu dëgër an yakuna rizqa fil baladi yi nga fexe ba sa réew nga koy liggéeyal di def loo xamante ni ku la gis xam ni exemplaire nga mais fii ak élection jotul du ñu taxaw suñu bundu kër yi du ñu taxaw suñu koñ yi du ñu toppatoo du ñu dimbali amul lenn loo xam ne ñu ngi koy def dafa am rek fu ñu koy defee benn côté bu ñu koy defee te naa ñëw ci côté boobu beneen bi mooy wàllu information yéen ñi nga xam ne yéen a ko yor alxuraan dafa wax ni laa yuhibbu llaahu jahra bi suu'in min al qawli illaa man zulima am na ci côté boo xamante ni li yëngal réew mi tam ci côté information lay jóge yoo xam ni amul benn sens amul benn njariñ te mën naa tukkal àdduna mën naa indi coow loo xam ne du jeex yonent bi nag wax béti ñaar nee na ñoo yàq réew yonent bi nee na sinfaani min ummati ida fasadu fasadul kull ñu ni ko ban ak ban la mu ni al umara wal fuqaha umara uy mooy politiciens yi mooy kilifa aada yi fuqaha wu mooy ustaaz yi nga xam ni dañ leen a jënd dañ leen a corrompre ñu war a wax waxu yàlla wax nga ko sànq war a wax kàddu yàlla war koo waxee ni ko suñu borom gis naa ustaaz yoo xam ni dañuy teg xel xoola teg xel damay déglu mais suñ leen indilee ay masala wala ñu indil leen ay leeral ci digg bi au lieu que ñu leeral ko mu leer dañuy def rek loo xam ne taxaw ci digg bi la du ñu leeral masala bi nu mu war a leere wala bu teyee ñu wax lu leen neex bu subaa ñu corrompre leen bu subaa ñu corrompre leen moo xam kilifa corrompre leen moo xam politicien corrompre leen ñu jël waxu yàlla jëndee ko waxu politicien te fii la amee ci Sénégal. bari na fi kay loolu kay fii la amee lii tànjoogu li may wax. fii la amee ci Sénégal yooyu yan ustaas la noonu. mais bari yéen a ngi leen di déglu. yéen a ngi leen di déglu xam ngeen leen ustaas yi nga xam ni. waaye yow xam nga da ngaa ñëw pour leeral. yow it masala bi. bul nekk ci digg bi yow it na leer. masala bi da nga ne yaa ngi wax ne dañuy nekk ci digg bi duñu du leer. léegi yow it na leer nag léegi nag tey. maanu teem dina toll itam du tuddub tur. awa yow muy sa yoon ci masala bi na leer. li leer suñu borom moo ko wax. inna alladina yaktumuuna maa anzala allahu min alkitaabi min ba'di maa bayyanahu linnaas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul laa'inuun mooy ki xam li yor bu teyee nga wax adduna yëpp di la déglu Sénégalais yëpp di la déglu moo xam rajo la moo xam télévision la moo xam ci site bi la moo xam fu mu mën a nekkee dama ni ay alxuraan yi ñuy jëndee xaalisu politiciens yi laa wax ba nga mu leer oustaz yi koy def leer de li leer mooy tur ba nga wax ne del oustaz déglu ma yow da nga ne xam nga leen ñi ngi wax ci kii déggoo ma dama ni mais na leer soo tuddee tur biti da ngay indexé te du kenn moo def mën na am man ci laa bokk li man ñi def dama ni mën na am man ci laa bokk waaye li wër ba wër mooy li yàq réew mi dafa bari te li ko yàq ñooñu bokk na yonent bi moo ko waxal boppam nee na ñaar doo ngay yàq réew borom xam-xam bu war a wax li ma wax ak kilifa aada boo xam ni teguwul ci yoon amul maanute. d'accord ngeen may ma jëli kopparu kër gi dellu si waat awa dellu ci ganam Cheikh Tidiane bu dee pare na ñu dem publicité. dal leen jàmm ci Touba ameublement yegg si leen ku moom Touba ameublement yéen sénégalais yi yéen a ko moom tubaab yaa ngi koy xëccoog ñun ba noppi it étranger yi ñu ngi koy jiiroo bëgg li nga xam ni moom moo sosoo ci dëkk bi lu tax ñun ñu toog di xaar ñëw leen gaaw xool si amélioration yi nga xam ni ak produit yu bees yi nga xam ni yépp made in Sénégal du jamais vu dans ce pays venez découvrir des nouveautés salon en repose-tête qui sont en vogue partout dans le monde ndekete waa Sénégal ñoo mën a liggéey ay salon en tissu ay salon semi-cuir ay salon en cuir oui ñu amit ay chaises orthopédiques yoo xam ni mën na supporter bépp poids ba noppi it dafay épouser sa forme ni ngay toogee du la jox benn yoon mal de dos ci Sénégal yéen a xarañ de des salons qui assurent le confort et la qualité mais aussi la durée de nos produits nous sommes à Sacré-Cœur 3 près de la Brioche Dorée en allant vers l'école Woré ou bien à la Médina rue 9 angle Blaise Diagne face stade Iba Mar Diop Touba Ameublement appelez-nous au 33 827 95 94
14 ou le 77 555 64 78 ou le 77 516 28 18 ou le 33 823 81 35 Touba Ameublement salon de qualité dëgg-dëgg salon de qualité yoo xam ne mi ngi bàyyeekoo ci réew mi fonk doomu réew mi xool ci seen liggéey xool ci seen taxawaay gunge leen am na solo lool. waa Touba Ameublement sunu partenaire ñu ngi leen di remercier bu baax a baax awa xam naa ni nag waxtu wi daal nañuy xoj ma bàyyi la xam naa ni benn wala ñaari question yi ngay mujjee ak Moutbane voilà Mout comme que bëggul ñuy wax wàllu politique waaye dinañ continuer du ci wax itam parce que moom moo soxal actualité gis nañu ne parti les grands partis yi ñu fi doon dégg bokk na ci parti démocratique sénégalais parti socialiste ñoom LDO ak yi ni mel mais tey jii on va se focaliser sur le parti socialiste gis nañu ne tey jii Ousmane Tanor Dieng dëgg na naam ñu bëri ñi ngi naan mënoon nañu xaar 40e jour bi décence moo doon ñu bàyyi 40e jour bi ñu door a wax wàllu succession wu kii ni mel mais en tout cas commencé nañu jëfee li nga xamante ne ñoom la ñu wax entre guillemets charte parti bi moom la tëral la succession de Tanor qui sème déjà la zizanie ci parti boo xamante ne nekkoon na en léthargie. mbokk journaliste yi ñoo ko soulevé Ousmane Tanor Dieng génn na àdduna jébal nañ ko boromam Mamadou Ibra Kane invité kii Thiam Serigne Mbaye Thiam foofu la wax ji génne ñu wax mu wax ni non c'est Aminata dañu appliqué moom moo nekkoon vice présidente moo géré parti bi débat bi commencé presse bi nekkatu ci comme nekk ci toujours PS mais amul débat mi ngi mel tey jii le président de la République bu fi jógee président de l'Assemblée moo koy remplacer loolu jërul débat c'est réglé par les instances internes du parti socialiste presse bi nañu arrêté loolu te wax ci li nga xamante ni tey jii mooy waxi béykat yi man foofu laay yóbbuwaat affaire bi rek ndax xoolal bi avant muy taw non wuy ma dafa am ay sàmmkat yu nekk Daara nekk Jolof nekk Louga nekk Mbumba Siwal dañu jël seen ay nag déplacé wu du ñëw côté Ziguinchor pour am nag yi am ñax mu ñu lekk. waaw. démb lay soog a taw. dañu màngaani. dëkk bi amul ñax pour nag yi jur gi mën a lekk. mais loolu catastrophe lay indi. mais loolu moo ëpp solo li ñu nekk di débat nañu ko pousse le gouvernement à ce que ñu def réunion génne budget jàppale baykat yooyu tey ji actuellement ni ba léegi ñu ngi côté Casamance pour am lu ñu lekk bu dëkk àll bi commencé. taw ba am ñax ñoom ñu toppaat seen i nag dellu Jolof pour ñu mën a am lu ñu lekk. amuñu ngooñ ñu daaw ba jeex na. écoute mbay lañ doon li économie bi ñu amoon daaw jeex na parce que nawet bi dafa yéex a tàmbali te ñu ko dugg tabaski bu duggee tabaski après lañ dañuy jël seen jur yi bazarde pour am lu ñu tabaski am lu ñu jàppale seen njabooti pour ñu am yére pour mën a am feete bu neex mais loolu mooy débat bi mais grand ma ñu jël ay mesures mais grand su ma la déggee da nga bëgg wax ni te su ma comprendre bu baax mooy c'est-à-dire journaliste yi mën nañ gérer loolu yëpp quoi ñoom c'est-à-dire problème yëpp si ñoom lay commencer quoi. mais c'est-à-dire non je dis pas que problème yëpp ñoom lañ commencer. wax yi quoi c'est-à-dire li askan mais li fi am yëpp te nga dégg ko te man ma jàpp ne c'est pas des choses utiles c'est la presse ñoo koy alimenter. mais quand même Moutbane mes confrères ne leen nañuy xool y a des priorités ailleurs le débat sur le parti socialiste du débat. Le débat sur ay affaire report élection yi du débat. Moutbane Sénégal on est une population. on est dans un pays. mais Moutbane mais ñooñu tey ñi ëpp Sénégal bu ñu amee ay problème waruñu cee wax. mais Moutbane question yooyu itam ngay jàpp ne les hommes politiques ba parti politique yëpp boo leen boole. matuñu 500 000 personnes. Moutbane les hommes politiques les paysans. c'est 74% de la population moom 75% de la population. 75% de la population sénégalaise bu ñu amee ay jafe-jafe mais loolu du catastrophe. mais da ci gars yi wax. mais Moutbane loolu yëpp c'est vrai on n'en disconvient pas mais tey jii. dafa am lenn loo xamante ne mënuñu ko occulter. les gens ont besoin d'être informés de ce qui se passe. on va pas se limiter uniquement à dire que parti bi on peut pas satisfaire tout le monde. mais nag na ma may tuuti ma àggali. mais quand même tey jii bu fekkoon ne d'autres journalistes. ñu précédé woon dans le métier relaté wuñu woon ay faits yu fi amoon ak yi ni mel doo ci jàngee duma ci jàngee. donc il faut qu'on en parle. Non, parce que niveau d'information aussi. les gens ont besoin de savoir. d'accord. donc
duñu incriminer les journalistes pour non. On voit aussi les besoins des Sénégalais. Les Sénégalais ont besoin de savoir. Lu ñuy bañ kañ mooy su focaliser wu ci benn point. On peut ratisser large. Ratisser large mooy tey jii il y a des journalistes qui sont spécialisés en économie yooyu côté yooyu mën nañ ko topp. Il y a des journalistes qui sont spécialisés en politique mën nañu wax ci affaire u parti socialiste. Il y a des journalistes qui sont spécialisés en santé. Presse bi. bi ñu yenoo problème mu pétrole bi ba ñu ubbi ci dossier procureur di entendre nit ñi. buñ ko yenoo problème mu baykat yi suba Macky jël décision ni baykat yi kat li tax li bu def lii na dinaa jël lii pour accompagner baykat yi ak sàmmkat yi. Il faut que mais mënuñu étouffer les informations politiques mënuñu loolu mais man ce que je dénonce le fait de prendre la politique teg ko ci kaw l'économie teg ko ci kaw li yeneen choses yi nga xamante ne ñi concerne Sénégalais te moo ëpp solo waaw bokkuñu fi xalaat parce que journaliste bu ngi def rôle am parce que moo tax ma toog fi moo tax nga toog fi te am na lu ñuy déglu ci man am na ñuy déglu ci oustaz kooku rôle journaliste la parce que permettre aussi à la population d'être bien informé qu'il reçoit la bonne information bi ci des béykat dañoo organiser wu en différentes structures am ay personnes morales yu leen jiite xam nga tey maa ngi fi ñëw pour transport waruma xaar ab ministre wala directeur de transport wala président di wax sama problème transport chauffeur la de profession syndicat sur transport la war naa ba toogee fii ma évoquer les points tels qu'ils sont. Ensuite en matière de syndicat ma teg ci sama bakkan ci dëgg mais la même chose c'est valable parce que il faut que ñu xam leen politicien dafay def rôle am moo tax man may wax ne nañu bàyyi nañu seetlu réew mi réew la mais fu ne la xam ay pàcc politicien daal lu ko tax a jóg day jóg pour wut nguur pour toog kii jóg pour wut nguur la muy sax ak yow la ngay sax bu mën koo jox baat mu doon nguur yow kooku yow yaa ci am sa fulla ak sa fayda mais boo amee nguur ba pare daa maa yeneen mécanisme yi du fi teg pour mu surveiller kooku doon wut nguur ba jur nguur loolu syndicat ci la bokk le vrai syndicaliste dafa war a abstenir à des questions politiques pour mën a surveiller dignement et honnêtement de façon franche et transparente les autorités qui mais tey jii sax Mout Bane li muy wax Betty ci wàllu mbay mi ak sàmmkat yi tey baykat yu ndaw yi ak sàmmkat yu ndaw yi xam nga lan moo boof ci seen kaw les éleveurs xawma ak les cultivateurs du dimanche tey tous les gros bonnets de ce pays koo ci dem mi ngi daggalu ay hectares mi ngi yor ay sàmm mi ngi yor ay juram am na les moyens am ay tracteurs yu moderne am na ay moyens def lii ak yi te ñi ci ëpp ci ñoom ci ay kilifa nguur la ñu nekk ñooñu ñoom ñoo noyé ñi nga xamante ne ñoom ñooy baykat yi nekk ci àll bi mooy samay maam ñu war leen mën a dimbali te dimbali wuñ leen ñooñu itam ñoom ñoo suuxal li nga xamante ne moom moo di secteur boobu defe naa c'est à revoir également ñooñu. Tu as parfaitement raison Awa là je te rejoins franchement je te rejoins mais encore une fois je ne critique pas la presse mais j'invite les journalistes dama leen di inviter ne leen y a quelque chose qui se passe ci monde rural bi am na lu métti lu xew ci monde rural bi nañ leen xalaat ñu boole leen suñu ay préoccupations pour que gouvernement bi mën a jël ay mesures et cet appel là non seulement dama koy lancer à la presse parce que presse bi li ñu mën mooy informer mais la décision pouvoir bi moo koy jël je lance cet appel au président de la République pour que mu jàppale baykat yi ak sàmmkat yi. D'accord. Et ces éleveurs du dimanche lan mooy doon seen apport. ñooñu c'est des éleveurs rek. Oustaz yow Oustaz bëgg naa nga tënkal ma tuuti ci problème borom ñaari tur yi nga xam ne bi moom la waxoon xam nga fi ñu doon développé ko sax xam naa du yaatu ci problème borom ñaari tur yi dégg nga coow li fi jóg temps yi ba ñoom kii porte plainte woon Imam Kanté te man yéen Oustaz en tant que kii man dégguma leen benn yoon ngeen jóg sax def kuréel ñaxtu daal di ne porte plainte bii nga xam ne moom lañ porte plainte Imam Kanté naqari na leen mais da ngeen ne tekk rek ba après Thione Seck ñëw def conférence de presse ñëw di baale te war a baalu loolu moom a jaaxal quoi. waaw xam nga affaire góor jigéen moom président de la République daf mel ni déggoon naa mu ne nous ne sommes pas encore prêts. li am solo ba am solo mooy mbiru góor jigéen moom insha allahu taala doonul luy sax ci réew mi ndax réew mi mag ñi dañ koo ñag te niñ ko ñagee mooy fexe nañ ba seeni njaboot teg nañ leen ci charia teg nañ leen ci diine teg nañ leen ci sunna imaam bi yëkkati na kàddu jëmale ko ak fu mu ko mën a jégal jëmale porté nañ ko plainte problème mooy lan li ñu war a leeral nit ñi mooy atte góor jigéen
góor jigéen moom li ñu ci jàng ci téere yi ci charia mooy directement safara la jëm góor jigéen safara la jëm bu dee waruñu koo jullee ña koy jullee ay bandi lañ war a doon ay samba booy ñoo xamante ni tekkiwuñu dara ñoo ko rogu mais fi ñu toll nii góor jigéen bu fi dee woon dinañu négocier ba jullee ko ci jumaa ji wala ci jàkka yi ña koy def mooy ay ñi mu bokkal góor jigéen saa bokk na ci liy daaneel réew légalisation de l'homosexualité ku ne xam na doon nañ ko fi dégg mais du mën a dem donte la nag gars yi dinañ wuti ay lijjantee ay détails ak dugg fii génn fii l'homosexuel s'il ne se repent pas avant sa mort il sera transformé en porc dans sa tombe loolu yonent bi wax ci benn xadis bu wér bis bu góorgóorlul ba tuub balaa muy dee buy dekk ci bàmmeelam mbaam xuux lay doon problème mu beneen bi bëtti mooy ay problème mu couleur ak couleur verte ak couleur rouge ak beneen bi attention boo tuumaalee nit góor jigéen nga comme yi fi xew ki nu ko tuumaal ni moom la ay bis tel dafa def nii ak concert sàngam dugg na fii génn yow nag Oustaz tu n'es pas informé déglu ma kenn tuumaal damay wax dama ni waaw déglu ma rek dama lay dimbali saa dama lay koy dimbali parce que dafa dugg ci kàmb dama déglu waaw dama ni ku mu mën a doon ñu tuumaal la adressé la baat boobu ñi la tuumaal amuñu preuve ci loolu charia neen nañ leen dóor 80 yar ku mu ci mën a doon 80 yar waaw képp ku mës a wax nit góor jigéen man de kon yërëm naa te baatu góor jigéen gi nga ko wax du dëgg laaw saa yu xëyee joxoñ ay nit saa déglu ma non kon Karim tay bu dee saa déglu ma dama ni ku tuumaal nit góor jigéen ku ko tuumaal nit parce que ni ñu koy tuumaal ci Sénégal dafa bari ñi ñuy tuumaal ni ay góor jigéen lañu chaque jour diw góor jigéen la diw pa yow njaaloo sax dañu la saa amoo droit ni nit ma njaaloo na te amul ñeenti nit ñu ko gis waxoon naa la fii ni la bis balaa ngay adressé nit njaaloo ñeenti nit ñoo yëg gisandoo kuur gi di génn gi di jëm ci biir kuur gi ñu am ci lu leen leer waxuma la ko dëgg la waaw loolu du dëgg biir jërëjëf Oustaz waaw mu ngoon kon nag góor jigéen awa mu tàggatoo gana góor jigéen kenn du ko tuumaal nit loolu rek laa ci doon am lu ma ciy wax d'accord ku tuumaal nit góor jigéen te du dëgg xas nga góor te ku xas góor charia nee nañ la dóor 80 yar d'accord awa tàggool ak sa gan voilà may jaajëfal Mout Bane ci wuy si bi yaakaar naa ne débat bi passionnant woon na te xam-xam génn na fi itam mu doon débat boo xam ne mën nañ ko sax di continuer parce que lu soxal askan wi la te li mu wax itam ci période nawet la ñu nekk yaakaar naa ne ñoom vivre yi ñu yore woon tàmbali na seko yi tàmbali naa rës kon jot na nguur gi itam sóor ne nawet gi yéex na dinañ dem benn moment boo xamante dañu war nawetu déwén ñu commencé ko préparer ren ñoom loolu la ñu war dañu war di anticiper gouverner c'est prévoir waaye loolu la ñu war a def waaye très bien ñun jooni la ñu xam mais béti balaa may jeexal damay remercier tey ki ma jox tenue bi muy madame Fall Fatim Faye di jabaru Assane Fall bi fi nekkoon voilà numéro am ku bëgg ci tenue rek mooy 77 655 93 29 d'accord Mout j'espère que ni journal moom fii ba ñuy xam dara ci mbay mi ak sàmm gi moom ci ngay bind une bi moom ci lay nekk pour li nga wax léegi nii en fait nawet déwén bi ren lañ ko war a préparer déjà au mois de mai la waa météo génnoon benn bulletin pour wax ni ren taw bi du bari dina yéex depuis dina yéex dañoo sax biir août normalement daal jëm fin début septembre ci la daw bi di gën a bëri kon donc l'État était informé et je pense que war nañ anticiper pour jéem a xool yan stratégie lañ mettre en place pour jéem a jàppale baykat yi ak sàmmkat yi. am na solo yow moom ci sa côté ci sa journal di nga ci def sa lu ma ci mën dinaa ko ci def jeex na di leen encourager di leen remercier ci émission bi di nuyu Karim ba ñu di gisante Karim un vrai patriote gaañ baa ngi nii vraiment Karim di ko ziar xeexkat la un homme constant dans le combat depuis le départ donc man ci fan sami laa bokk quoi Karim maa ngi di remercier bu baax merci Oustaz waaw dafa mel ni soxna Awa mi ngi sant ki ko defalal yéreem bu rafet bi yow nag da ngay sant xam nga ñun fan yii laa doon gàmm samedi bële bii nii saa xoolal yére bi kon am na solo di sant rek soxna Fat Diagne bi nga xam ni waaw moo borom këram Mamadou Diop bi ñuy def màggal di tagg yonent bi saa sam suñu gàmm woy jur boobu moom it mooma ñëwal lii rafet lii nii yàlla ko yàlla defal yiw ak barke Modou ak Fatou ak njaboot gi yëpp rek di kontaan nag ci émission bi ndax émission bu am sens la concept bu riche la yàlla leen ci yàlla jàppale ba liggéey bi gën a yaatu bi jaay na mu ak sama waa ji waaw xanaa di gërëm wax ngeen ay téer yu leen ñawal man nag damay wax samay soxna yi may fóotal di ma paaseel ak samay doom sama waa kër ñoom lay gërëm ñooy xool muy génn ba tey may génn ñoo mën a papa ni yaay tonton chéri non bu changé bu sol lii donc ñoom leen di gërëm ñoom tam
mais di gërëm également sama ndey maire maire Aïda Dieng sama yaay maire Abi Dafe ak ñëpp mais aussi di wax ne di ñaaxaat chauffeur yi ak njabootu transport di ñaaxaat surtout état que ne secteur transport nañ ci def un accent particulier ak lu ñu mënti wax mbay maak càmm gaak lu mu mënti doon ñu ngi nii jëm ci tabaski ji ma profité wax ci parce que dégg naa chauffeur nee nañu ma da ci am ñu commencé am problème ak gendarme yi ak alkaati yi ci xar yu nii yëpp xar saa njoogu boo yóbbu sama xar bëti boo yóbbu sama xar ci maalu oto ko mën a def wala ci porte bagage oto ñaar yooyu rek nga am issue pour yëpp ci xar ensuite juróom fukki semaine ak ñeent mu am ci at mi benn semaine lañ ciy waajal tabaski maa ngi ñaax suñu mbokk gendarme yi ak alkaati yi ñu mën ci def ci esprit de compréhension ak tolérance di gërëm seeni kilifa nag muy général Moussa Fall ak directeur général police monsieur Sy ci seen collaboration jërëjëf vraiment kontaan nañ ci jotaay bi macha allah Karim rafet na tey waxtaan yi mais man mais lu ndaw rek xoola une minute pour wax oustaz ne ko association boo gis booloo boo gis rek dañu am drapeau non loolu dafa danger lu wax dafa grave c'est-à-dire kenn jiiñul kenn dara dafa am ay drapeau yoo xam dafa am muy représenté comme Sénégal dama vert jaune rouge drapeau Sénégal la ba am étoile noonu la amee drapeau góor jigéen boo xam ni dañu am seen bis bu ñuy màggal seen ngóor jigéen bis boobu nag Wally Seck dafa jógee Angleterre ñëw di màggal loolu sol drapeau góor jigéen yi loolu moo tax ñu jiñ ko loolu loolu tax ma ni loolu oustaz dafa nag oustaz dama laa déglu dama ni c'est-à-dire ñun ay jurit lañu te dañu ñaan yàlla nekk jurit yu baax mais jiñ ñu kenn góor jigéen dafa am ko taxaw sol drapeau gu góor jigéen di ko màggal ci bisub góor jigéen yi màggal seen góor jigéen mu di ko màggal Sénégal góor jigéen di ko tweeté ci internet beeg fépp di ko gërëm di ko sant moo tax ñu dal ci kawam jërëjëf voilà loolu tax béti ma ni li mu wax dafa am solo te dafa naan sax li mu wax dafa am solo béti moo tax ma ni atte man damaa wax atte ki nga xam ne dañu koo jiiñ te lu ñu ko jiiñ du loola li nga wax dëgg la lu am solo la jërëjëf lu am solo la mais mu daan mi moom it na ma bàyyi di wax bàyyi jabaru Kouthia bàyyi jabaru Kouthia aussi quoi mais mu baax instant yi Kouthia amatul jabar saa bu demee neex takk bu week-end bi Cheikh Diop boobu ko mu ne tegal une Walfadjri quotidien bi war a génn pour week-end bi samedi ak dimanche ñu daal di ci ñëw ci une bi Cheikh Diop bu dee pare na ñu baaxee ko téléspectateurs yi ay ca ñu ñëw waaw ma ngoog une baa ngoog li mut baan doon wax léegi ma ngoog ñu ne candidature à l'élection présidentielle le vice est dans le parrainage ñu dellu si waat transhumance vers Macky maître Madické Niang dément et explique meurtre du commandant de la brigade de Koumpentoum les détails du crime de sang et enfin lutte Eumeu Sène Modou Lô ce dimanche règlement de compte dans l'arène ñu oui si meurtre boobu sax waaw bu jaale Pape Sané waaw ndax Tamsir Sané moomu commandant Tamsir Sané c'est son frère. moom la ñu invité woon la dernière moo doon wax waxu semence bi ñu ko koy jaal bu baax a baax kon ñu ngi koy massaw bu baax a baax di massaw également waa gendarmerie ak tous les hommes de tenue ñu ngi leen di massaw di ko jaale ci début bi lañ ko waroon def di jaale waat encore une fois sunu papa Tanor Dieng ay mbokkam ak ay soppeem waaye di jaale également suñu beneen papa Ahmed Amar niki noonu yal na leen yàlla xare aljana ak ñoom ak ñëpp ñun fa fekk wala ku leen fa fekk seen émission seen magazine Grand Soir ni ñu koy defee vendredi bu nekk nii la woon Sa Ndiogou ak ay ganam Ajaratu Awa Diop Ndiaye ak ay ganam Karim Kouroum Xaq mi ngi fi woon également Oustaz Souleymane Diaw ñu leen di remercier ñoom techniciens yi féete ci régie bi ku ci mel ni Cheikh Tidiane Diop Cheikh Tidiane Ndiaye remercier Amdi Sidibé ak Serigne Aliou Keita di remercier également Ousin Sall Ousin Déco ak képp koo xamante ni jàpp nga ci émission bi rek ñu ngi leen di remercier bu baax a baax excellente nuit